بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله لا إله إلا أنت الله أكبر الحمد لله wala àdduna diggée ni danga fii sax wallaahi nax nga sa bopp àdduna kenn du fi sax الله أكبر الحمد لله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ñoo ngi sant yàlla di julli ci sangu-sang yi di Seydina Muhammad alayhi salaatu wasalaam ñu ngi am mbégte ñëw ak yéen seen émission bi di ndénkaane ñu ngi nuyu kilifa diine yi kilifa aada yi di ñaanal way tawati yàlla fëgg seen bopp way dawlu yàlla yërëm leen ñun ñu fi desandi yàlla ñoo di fan yi te wéral tëri ñu ngi nuyu soppe xarit am di jàmm képp koo xamante ne bu nu àddoo ngay teewlu foo mën a nekk ñu ngi la fay fekk di la nuyu di la ñaanal jàmm sutura xéewal gu sax dàkk yàlla na ko yàlla def ci yéen ñaanal sama rakk ji Fall Njaga fi mu tëdd suufu caaro yàlla na woyof ci kawam yàlla na xippee ji aljana yi fiir daw si mu wettali ko soppeem ba muy Seydina Muhammad alayhi salaatu wasalaam ñu ngi nuyu ay soppeem ak xaritam ñu ngi nuyu kaaw ak njaboot gi képp koo xamante ni yaa ngi ko doon bëgge ñu ngi lay fekk fi nga toog di sukk suñu om di wax asalaamaaleykum waaye ñu ngi nuyu suñu mbokk yi nga xamante ne ñu ngi ci bërëbu yarukaay yi ndax jub du fa tee dem dëngi du fa tax a dem ñi muy seen nattu yàlla nay seen faxasug bàkkaar ñi muy seen yar yàlla nañ fa jaare yaru ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp rawatina yéen ñi ñuy seetaan ci internet bi ñu ngi leen di ñaanal jàmm yéen ñi nekk ci bitim réew dañuy faral di wax ne xar bu delloo gannaaw dawul dafa wuti doole yal na yàlla jàppalal leen yal na yéen a xam li ngeen di wuti ak li ngeen di bëgg yal na yàlla yombalal leen ko ñoddul leen ko ba mu tolloog seeni oom te yàlla sàmm leen teg leen loxo ñu ngi leen ñaanal yéen ñëpp jàmm di nuyu ñi nga xamante ne ñoom la ñu tàmm bokkal plateau bi ñu ngi nuyu caama mi ngi ànd ak ñun waaye ci xel ci xol ñu ngi koy nuyu di ko ziare di ko ñaanal jàmm sutura xewal ci kawam waaye ñu ngi ànd ak ki nga xamante ni moom mooy Mohamed Diop sang-sang yi ñu ngi koy nuyu di ko ziara sang bi nuyu nañ la. ñu ngi delloo nuyu. ziar nañ la mama ñu ngi delloo ziar di nuyu sama yaay Adja Fatou. mu ngi lay nuyu tamit sama yaay booy Mère Thiam dina namm nañ ko plateau bi. namm na ko dëgg la. di nuyu tamit mboolem téléspectateurs yi di nuyu soxna Kiné. Fatou Kiné Ngom di ko wax ne plateau bi tamit namm na ko. namoon na ko. di nuyu Mouhamed tamit di am mbégte bokkaat ak moom plateau bi. jërëjëf Mouhamed Diop Sokor soppe yi yal na yàlla fayal ñu la ñu ngi lay ñaanal jàmm di nuyu njaboot gi yëpp di wax ne xéwal ak sutura yàlla sa kaw ñu ngi nuyu beneen Mouhamed aussi moom mooy Mouhamed Diouf biñ fi dalaloon altine ci waxtaan wu am solo yi nga xamante ni jotoon nañu ko def ak yéen sang bi ñu ngi lay nuyu di la ziar Diouf. maman maa ngi lay delloo nuyu di la ziar. maa ngi nuyu ñëpp di nuyu seen téléspectateurs yi. di nuyu ñëpp ñi ma bokkal plateau bi soxna Fatou Kiné ñu ngi soog a gisee sama turandoo moom jot nañoo gisee. waaw dëgg la. di la nuyu tam di nuyu sama yaay Seynabou Sow. ñu ngi koy nuyu. waaw di nuyu sama papa Lamine Diouf. sa yaay de kon moom waa kër ga comme moo sant Sow moom Dioufeen bi. ñu ngi koy nuyu yaay booy Sow Poulo ñu ngi lay ziare di nuyu sunu papa Diouf ñoo ko bàyyi yal na yàlla bàyyi la ak ñoom nga gunge leen ba ci kanam. jërëjëf Mohamed Diouf ñu ngi ñëw nag di dalal sunu soppe bi moom it di ko xamante ne moom mooy Kiné bu Kiné yëpp nag Fatou la. Fatou Kiné Ngom ñu ngi lay nuyu di la ziar di am mbégte bokk ak yow plateau bi comme ni ko Mohamed waxee doo fi gan gàng nga fi yow li ñu olof naan ku am gan da ngay yokk reer waa nga tëraani waaye yow moom sa ngan dañuy buuxanteeg yow Ngom ñu ngi lay ziar noo def. Mama Ba maa ngi leen di ziar. kontaan naa trop ci ñëw bi ma ñëw fii tey. yàlla teel a ko àtte lu bëri taxoon na mënatuma woon ñëw waaye ñu ngi koy sant bu baax lu mu def rek noonu la sama xol yëpp day dem ci Zeynab Fall ndax su ma ñëwee fii mës fi ñëwaat ñëwati moom moo tax tey nag lii la yàlla dogal ñu am Mama Ba suñu kanam ñu ngi koy ñaanal fu ñu toll lu ñu mënti def ñu ngi koy ñaanal amiin yaa rabbal su ma eggalee sax sama ndeysaan dëgg la gëj nga fi depuis boobu ndeysaan comme niñ koy waxee gis nga ko yàlla li ko soob a gën yàlla nay aljanna di noflaayam yàlla na wettali ko sang ba ki nga xamante ni moom la bëggoon ci xolam ba sàkk woon ni bu faatoo yàlla na bokk ci ay soxnaam yàlla na fekk ni mi ngi ci keppaaru Seydina Muhammad alayhi salaatu wasalaam amiin ñu ngi lay massaw di la dal di wax nii la ba ñëpp jeex kenn dëkk fi
ñun ñëpp dañuy dem yàlla na yéex rek la ñuy wax motal na dem na nangu yóbbu ko lànk bàyyiwuñu fi dafa motal yàlla na yàlla def mu xippee ji aljana yi firdawsi wax aayam boobu mu tàmmoon di wax muy aaya Adama Seck muy yàlla taxaw mi ya'lamuuna bimaa ghafara li rabbi wa ja'alani minan kon mi ngi noonu alhamdulilah ala kulli haal ñu ngi sant ñëpp fa tabarakallah li ñuy def mooy jël transition dem jëli élément incha allah ndax xam ngeen ni comme ni ñu ko waxee revue de presse bi dañ koo leb tey ñu dem jëli élément bi dellusiwaat. Fallou am lu ëpp fanweeri at juróom-benn at ak lu ëpp ngi nii muy jaay café Touba ci ay kaasu carton li ni mel neex loolu client am yi moom lañ gën a taamu que kaasu plastique yi. moom la nit ñi gën a bëgg te yi ñoo gën a baax santé client yi moom lañ gën a bëgg ci kay yeneen kaas yi ndax boo yoree yeneen acidité yi am ñoo xam ne wax bëgguñu kaas yooyu yi lañ bëgg te yi ñoo gën a baax daal dama 7 ans 8 ans daal maa ngi yi daa jaayee plastique moom amul njëriñ moom yi ñoo gën a baax fuuf. jëfandikoo kaas yi nekk lu yomb loolu rax si dooli ñoo gën a dëgër ñoo gën a mën a téye lu tànk jaaykat bi duñu ko firndeel. man carton bi moo ma gën a ndax moo ma gën a arrangé ba moom li ma koy liggéey bariwul carton bi moo gën a cher que bi. wante nag ñoo gën a cher te ñoo gën a ndaw kaas plastique yi. bii moom moo gën a mooy cher ndax bii 700 lay jar def 100 kopp bale di jar 500 di def 50 kopp différence bi 50 kopp lañu rawante. boo jëlee bële paquet bi 1000 francs la lay dikk bii 700 ñu rawante 300 ñoom ñaar. kaas yi ñoo ëpp léegi yi mu ëpp yi mu am 300 yi différence soo jaayee paquet kaas ba mu àgg 300 yi dana génn ci fële na le. yii ñoo gën a seer plastique yi ndax bii 50 bi mën naa jënd bee 100 yi mais am na ñoo xam ne seer gi moo tax duñ ko nangoo jënd. naam sax dañuy waaj a tere li nga xam ne ni moo di kaasu plastique yi jaaykatu café Touba bi moom jot na ni li ni mel rek doyul faaw nag askan bi ñu nangu set. faaw ñu gën leen a ñaax ñu sànni seen kaas yi mu nekk plastique wala mu nekk carton ci mbalit bi gannaaw bañ ko jëfandikoo ba pare ngir ñu bañ a salteel mbedd yi. maanaam ci wàllu mbalit moom kaas yeeg yeneen yee ci raw moom maanaam da nga gis koo xam si ne day dox ba jub poubelle daal di naan kaas kafe wala mu naan mbuusu ndoxam sànni ko loolu jukko Sénégal la yu yomb fee dindi moom ndax boo xoolee kaas yi ngay wax nii am na fii ni kuy bale poubelle la ngeen te teewul gis nga ni kaas yaa ngi fi bari. tere bi ñuy waaj a def li nga xam ne ni ñooy taasu plastique yi bokk na ci programme bi nga xam ne nguur gi tëral na ko ci li jëm ci wàllum set waaye nag ku nekk ci war a dugal loxoom jaarale ko ci am ay jëfin yu responsable ngir ñu gën a mën a sàmm àllam gi. jërëjëf waa régie ci élément bu am solo boobu nga xamante ni moom la ñu war di def saa su ne pour mën a sàmm alam bi comme ni ñu ko waxee gis ngeen ne mbalit beeg mbuus yeeg kopp yeeg yëpp mi ngi ne xus ci dëkk bi te kenn xamul nu ñuy def ba mu jóge fi Mohamed Diouf mi ngi noonu élément baa ngi noonu gis nga ko kaas café naankatu café yi. waaw maman lii am na solo. li tax état bi jël ay responsabilités tere casse plastique yi am na solo parce que casse plastique dafa am lu chimique. maanaam tàngoor gi bu fi amee dañuy naan loo xam ne baaxul ci suñuy santé mais au delà de cela lañ ko doon wax rek jikko sénégalais la. mën naa tere mën naa tëral mën naa teg lu nekk wante ba sénégalais yi àndul rek du antu. dëgg la ah xanaa ñaan yàlla sénégalais yi xoolaat seen bopp xoolaat seen comportement jàppale état bi pour salubrité am fi santé am. kon d'accord nga ci li président waxoon journée boobu nga xamante ne moom la ñuy jagleel weer wu njëkk wu ne. ñu saytu suñu cetum réew. set baax na. set moom daanaka même boo demee religion bu nekk diine bu nekk dañu naan nit day set. mooy dëgg wante problème mu président bi mooy lépp loo xam ne daf koy def. lii nekk si biir si suuf duñ koy wax. loolu rek mooy créer problème. wante projet bi moom baax na. waaw. toujours du am suivi seen problème mooy am nañ bërët ak kii rek waaye suivi bi mooy xaw a des. wala li muy àndal moo dul mot moo tax. du mos a am suivi parce que boo xoolee sax bi mu lancé journée bi sénégalais yi toppuñu ko. ay militants politiques ma ko topp. ñoo ko topp waaw bu fekkoon ne communication bi jàll na sénégalais yi war a mën a gëm kàddoom. danañ ko ci topp. kon sensibilisation moo des. moo tax nit ñi mobiliser wuñu Ndeye Fatou ki ne. élément baa ngi noonu. man élément yu mel nii su ma ko gisee sama xol day jeex. et puis dama am benn question mooy posé. avant casse plastique lan lañ daan naane. ay casse verre. il faut que ñëpp
il faut que ñëpp poser wu question boobu. parce que tali Dakar yi yàqu na yàqu boo xamante ne te li Mouhamed doon wax léegi. mais daf ay substances cancérigènes la am. c'est-à-dire que lu tàng boo ko defee ci plastique muy mbuus yaa ngi koy gis ñu koy def ci fondé. waaw mais loolu responsabilité bi mais nit ñi mënuñu ko xam état moo war a def ay campagne état moo war a tere plastique dugg état moo war a teg ay poubelle état moo war a waa léegi Rwandais yi dañoo gën. déedéet. Rwandais yi dañoo ëpp xel. déedéet. Paul Kagame daf ñu war a gën a mën a seetal dëkkam. wala li muy militaire la kon dañu wuti militaire kon. waaw parce que man dëkk yi ma gis ñu boo ne militaire nag ñëpp dañ naan coup d'état. mais militaire ça ne veut pas dire coup d'état. ñaari affaire yu bokkul la. parce que bu fekkee ne nii lañ nar a dëkkee dëkk bi kenn mënu koo defar. te ki war a jiitu état la. état moom nañoo jël suñu gafaka yëpp dajale ko dénk la ko ne la léegi fexeel ba nañu set fexeel ba nañu sangu fexeel ba nañu lekk fexeel ba nañu faju waaye loo wax ñu ne ne état mun ko waaye état lu mu mën nañu delloo suñu yëpp bu fekkee ne mënul dara man gëm naa ne Mouhamed bi buñ ko dénkoon mu dox ko waaw xam naa ne yow sax buñ la ko dénkoon nekk sa gannaaw nga dem parce que ne jiite am nañu ko mën ku nekk ak wërsëg bi la yàlla wërsëgale rek yaa sang bi waaw xam nga tey jii nii soo demee Maroc gis nga ni naar yi bëggee tey mais dañ ko organiser de telle sorte que ni xam nga Maroc boobu da ngay gis benn comme pourquoi pas duñu aller vers ça bu leen nit ki di gàddu café Touba am du kii mais mu ubbi benn place boo xamante ne pour café Touba la investir ci nga xam ne nit ñi da ngay gis Maroc boo rombee bokk na ci booy doog a ñëw Casa li lay gën a frappé tout à fait mooy waaw li lay njëkk a frappé mooy ni ñuy toogee noonu tegle seen tànk waaye indi sotti leen ataaya ñu naan jug dem ci ay table ay table nii comme ça nga ubbi nii boutique def boutique café Touba ku bëgg a naan café Touba ñëw foofu toog naan waxtaan mu civilisé mu jug dem surtout que ñun toujours dafay am loo xamante ne bu ñëwee dañuy jàpp ne entre guillemets dafa tubaabe naan ci kaas à jeter bañ na ba soo léegi day dem ba koo xel sax ci kaas pour moom non may ma ci kaas à jeter fekk ne am na loolu lu tàng liñ ciy def ñi seen xam-xam màcc ci wàllu wër-gi-yaram li nga xamante ne moom lañ ciy wax ñaareel ba mooy ni muy saltelee li nga xamante ne moom mooy dëkk bi gis nga cet comportement la du slogan bu ñuy yëkkati fekk mu ngi nekk comportement rek du fekk mu ngi nekk slogan rek luy dem la mais lu sunu maam yi comportement lañ amoon ci wàllu set moo tax nit daan yeewu bale mbedd bi yëpp dëgg la am na si sunu benn maire Anna Cech bokk ñoo moom diine mais vendredi bu jotee mooy bale buntu këram ñëw ba bale waale buntu kër li nga xam ne mooy jàkka ji mbedd jàkka ji parce que loolu ci yar bu njëkk ga la léegi nag bu fekkente ne suñuy njiit dañoo bëgg loolu dellu siwaat du comme ni ko Mouhamad waxee ay militants ñooy ñëw bu comme Seku daal maa ngi jéggalu ci kii Seku boo ne mbee mu jéem a wax mbee fekk ne boo noppee mu noppi mais dafa war a nekk comportement boo xamante ne même bu président parce que faluñu président pour muy génn di bale chaque samedi ci kii nii am na yeneen yoo xamante ne ñoo ko war a def mais nañ fexe loolu mu nekk comportement ci population am naa yokkal mu waaw léegi xam nga dañuy faral di wax suñu maam yi dafa sori boo yow suba teel sa palier mën nga ko bale du léegi ci étage la ñëpp dëkk pratiquement boo balee sa palier bale premier étage mu wàcc ki nekk ci palier bale premier mu wàcc deuxième ki nekk troisième bale deuxième mu wàcc est-ce que saleté dina am soxlawul gardien bi na def yeneen yi donc bu ñuy am habitude di wax ne suñu maam xale yu ndaw yi dañuy yaakaar ne set dafa passé set musul passé alxuraan moo ko wax te Mouhamed xëy na dinañ am na fànn yu mu ci war a dellusee waaye set moo doon li nga xam ne moo indi lekk bu baax moo indi wér-gu-yaram moo indi sax nit ñi nekk ci jàmm dëgg la ndax su set amul fan la jàmm di jóge effectivement fu setul kenn mënu faa toog ba di fa waxtaan ba jàmm di fa am kon yàlla nañu yàlla xiir ci set amiin li ci gën a doy waar mooy depuis bis boobu nga xamante moom la président génnoon nu saytu si askan wi ñu génn setal suñu réew dafa mel ni foofu la yem
comme ni ko Mohamed waxee gisuñu ni ndax dëkk mi ngi set wala ndax message bi jàll naam déet wala boog lan la parce que amul benn changement boo xamante ni constaté nañ ko ci boobu ak léegi comme ni ko Fatou Kiné waxee ñun suñu biir ñoon ñoo war a setal Mohamed yaa ngi koy wax léegi parce que nga ne comportement la effectivement parce que bu fekkee yow amuloo maanaam savoir vivre xamuloo ni fii yaa ko moom lii da nga ko bokk ak nit ñi lee peut-être sa yoon nekku ci amuloo ràññee boobu doo mën a dund ak kenn am na ñoo xamante ni fi ñu dëkk duñ ko setal ku setalul fi nga dëkk du setal fi nga dëkk yow li nga wax nii li suñu maam yeeg suñu yaay yi daan def mooy bu nu ma saan xëy bale mbedd mi da ngay gis mbedd yi bu njëkk ba daa woon gis brin almet mënoo ko woon for ci mbedd ku nekk mi ngi njëkkante di wut yiw dafa am lu am solo au delà set ci propreté dafa war a am set ci xol waaw set ci jikko mooy dëgg maanaam yow mi nga xam ne yow yaa ñëw teg train bi ci kanam ne na nit ñi set ndax yow ba nga nguuroo ba léegi set nga si jikko wala set nga ci xol wala wax nga mu teggi wala wax nga mu am xam nga ça dépend ci nit kii di joxe message bi par exemple tey je prends exemple famille religieuse yi tey bu xalif général des mourides génnoon bu ne nañ set setal ñëppay set setal waaw parce que nit ki li muy projeté ak ngëm-ngëm la que nit ñi par exemple président génne ne nañ set setal nit ñi dañuy naan day politique rek ñu toog seen kër moom tant que tënk rafetuñu setaluñu xol yi setal jikko yi munoo woote ba nit ñi génn dëgg la rafet njort comme noonu nga ko wax kooku nag problème sénégalais la gis nga sénégalais lu dara tegoo déet lay njëkk a wax ko doog a nangu toujours nag ak moo xam lu mu mënta doon day njëkk a bañ ba pare doog a nangu parfois nag dañuy bañ loo xam ne waruñu ko woon bañ ñu dem jëli vidéo am na benn vidéo bu ñu gis ci Seneweb moom la ñuy dem jëli ko incha allah. jëlal mbuus mi jëlal waaw tot amatu parce que président Macky Sall seetaan ngeen ko ci télé bi gis ngeen bërki dem ba 2 jours le maire Moussa Sy lañ fi daj da ngeen di solo ba silvissé ba jekk lii denc leen ko ca kër ga yóbbu def ko ci poubelle wut leen poubelle waaw yóbbul lii moom amatul sang bi maire bi daa sànni mbuus kooku ne ko foral dégg nga li président wax ñu fàttali ñu ngi jëlee vidéo bu ci Seneweb lañ ko jëlee ñoo ko gisandoo est-ce que war nañu xaar aussi ba président di génn di wax nañu setal est-ce que war nañu xaar ba lii am pour ñuy rappeler kenn ku ci nekk dangaa war a setal Mohamed non soxlawuñu ko lii parce que nit ñi dañuy abuser de parfois lii day rusloo nit sax lii tooñ la day rusloo kan moo tooñ ki ñu ne foral wala ki sànni moo tooñ non ki ne foral moo tooñ parce que am na loo xam ne bu ko jiitu woon du ñu egg fii mais léegi bu fekkee loolu yëpp rëcc na est-ce que foral bi aussi baaxul foral bi faju ko for na ko de créer histoire la dañoo rus quoi ma ay mère de famille yu war a joxe exemple di def yenn yi kii di wax tam ci vidéo bi maanaam dafay traduire jikko sénégalais daal ay président def na ko da nga ko war a def waruñoo xaar président naa ñu set leen seen kër effectivement waruñoo xaar président naa ñu setal leen mbedd mi ku si nekk da nga war a set sa setu bopp ba pare balaa ngay set ci biti parce que lii moom wax dëgg yàlla day tax Sénégal li may wax da ngay saa yoo xëy da ngay gën a découragé parce que c'est vraiment une honte lii nit daa war di rus di gis yi moo am fépp nag bii peut-être benn sachet rek la mais am na ñoo xamante ne dañuy bale seen kër ba pare ñëw jël seen bali sotti la ko sa buntu wala ñu tuur ko ci loo xamante ni bien commun la man vidéo bi ma xool gàcce laa ci am gis nga lool ndax ki wax respecté wul à la limite sax ki sëgg di for moom am na retenu mais ki wax sa moromu nawle doo wax ak moom noonu da nga ko war a woo ne ko soxna si est-ce que li nga for noonu doo ko jëlaat gënu rafet ndax fii dafa war a set waaye foral am na loo xam ne waaw ak ton bi mu ko créé histoire la waaw léegi nag li ma ci mën a teg mooy Mouhamed dafa wax léegi lu am solo kan moo joxe message bi ndax message bi bu jóge woon ci koo xam ne lépp lu mu la wax ci àddina def na ko yaakaar naa du ko wax ñaari yoon waaye bu jógee ci kenn koo xamante ne wax na mu teggeeku mu waxati mu teggeeku mu waxati mu teggeeku kooku ragal naa ne waxam wax dëgg yàlla déglu ko du emporté et loolu moo ñu metti ñun ñëpp ndax vraiment Sénégal dafa doon dëkk boo xam ne nit ñi bëgg nañ lu baax xàmme nañ ko waaye dañoo gisul ku leen teg ci yoon bi léegi nag ma dégg lu am solo lu may naqari nit ñi naan nit ñi ñoo war a jiitu ci set mais
ku baax ku set ku sellal moo war a jiitu ndax bu fekkoon ne jiit amul solo yàlla du jiite sallallahu alayhi wa sallam danaan julli di dem leen rek waaye kii jiite dafa am benn pouvoir puissance bu muy drainer nit ñi ku yaakaar ne waaw ku nekk nag dina éducation moom lu am solo la ci kër yi mais ku yaakaar ne du njiit bi mooy xëcc ñëpp ñu topp ko juum nga ndax yàlla du juum bu fekkoon ne loolu kese la du ñu tegal koo xam ne dañuy tegal alxuraan ni ñu dem leen liiral leen seen bopp ku nekk loo comprendre muy noonu waaye daf ñoo tegal koo xamante ne référence la ci lépp loo mën a natt ci nit ci àddina ba pare nag mu bàyyi fi histoire am sunna ñëpp war ci topp kon nag képp kuy jiite boo yaakaaree ne mën ngaa bluff ba jàll da ngay nax sa bopp li am solo nag mooy wax jëf. dëgg la Fatou Kiné pour bu ñu génnee si côté njiit boobu parce que am na ci loo xamante ne aussi c'est personnel la ñun ñoo ko moomal suñu bopp parce que du yow Mohamed am na nu mu mel rek man tamit je suis obligé ma bañ a def parce que Mohamed am na nu mu mel gis nga Sénégal fi mu toll nii man dama jàpp ne tout le monde est responsable tout le monde est responsable yow la man la keneen ak keneen la peut-être bu fekkee yàlla wërsëgalal ñu am njiit boo xamante ne melul ni ñu bëgg mu mel ñun bu ñu topp li ñu neex ñun tam bay def lu ñu neex fàtte suñu ay devoir parce que boo seetloo li ci gën a bëri droit yi rek la ñuy kaas mais kenn ku nekk am nga droit am nga devoir bi est-ce que yaa ngi koy motal parce que sama néeg sama kër sama koñ du kenn du yow yaa ma koy baleel du Mohamed moo ma koy baleel xam nga su fekkee ne yow da nga bale sa kër bale sa palier waaw dem ba ci bi ci topp keneen ki bale këram génnee dama ko misaalee noonu les domaines boo mënti laal dëgg la boo mënti laal mën nga ko laal parce que marché xam nga sama sœur des fois daf may ne xam man la ma jaaxal par exemple soo demee géej di jënd jën mais xeetu tilim ba nga ko fay fekk léegi boo ñëwee ne leen waa yéen lu tax doo leen defal seen te ñu ne jën fii kay état moo ko mën a defal sama sœur ne leen déedéet bu fekkee ne yow fi nga toog nii dangaa defar ba sa voisin sa voisin defaraat ba sa voisin mais soxlawu leen état vraiment dafa am loo xamante ne ku nekk yaa ko warul nangu environnement boobu nit waru faa toog dëgg la boo nekkee marché ki nekk sa wet boo defaree ba ci moom moom mu defar ba ci keneen xanaa mbalit bi problème bi rek mooy fi ñu koy juug te fi ñu koy juug bu nekkee problème gëm naa ne nit ñi dañ dem ba ca maire ba lijjanti ko mooy loolu te li ci gën a doy waar mooy ñi fa nekk c'est pour rejoindre sa responsabilité boobu ngay wax c'est-à-dire que ni état amee responsabilité bu mu jeex noonu la ku nekk amee responsabilité pour rejoindre li ngay wax c'est-à-dire que lii moom dafa sérieux ba nga xam ne ku nekk dafa war a empiéter ci sa propriété keneen ci setaay buñ ko defee rek mais état après rôle am dootul bëri day ramasser rek xam nga kii pour rejoindre Mouhamed ak soxna Fatou Kiné ak yow li ngay wax mooy ni toujours adduna bu amee yàlla subhanahu wa taala ci wàllu mbiru set ku ci nekk dafa am foo xamante ni foofu nga yor tey bu ñëpp defoon li leen war amaana état day mottali mais malheureusement ñun suñuy état ñooñu gëmloo ne ñoom ñooy lépp ba boo amulee dépense sax nga jàpp ne état moo la war a jox li nga xamante ne mooy dépense xoolal sang bi sallallahu alayhi wa sallam waa ji dafa ñëw ci moom en tant que kuy incarner chef d'état ne ko awma dépense mu yombalal ko lu mu dépensoo journée boobu le lendemain waa ji ñëwaat prophète sallallahu alayhi wa sallam xamal ko ne ko man nekk ma fi pour digérer ces dépenses daf ko wax ne ko lan nga am kër ga mu ne ko am naa nangam ak nangam ak nangam mu indi yooyu jaay ko ne ko demal nga jënd ci sémmiñ dem xari matt nga wuti ji sa dépense moo ne toujours li nga xamante ne mooy état loolu moo waroon doon li nga xamante ne mooy lëro mais dañoo wàcc yoon bi moom la Mouhamed di junj sànq ne dafay dem ba su waxee nit ñi dañuy jàpp ne politique la rek mais dugg ak ngëm-ngëm or set ngëm-ngëm la war a doon soxna Fatou Kiné mu ngi koy wax mooy suñu diine yëpp li mu woote mooy li jëm ci wàllu set ci sa wàllu jëmm set ci wàllu dundin bi xoolal bu ñu demee ba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam du ñu wax ni kii indi salte ci biir li nga xamante ne mooy li nit ñi bokk muy mbedd mi kooku yeyoo na yàlla rëbb ko dëgg la c'est-à-dire ki indi salte ci li ñëpp bokk kooku yeyoo na yàlla rëbb ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daf ne ittaqul malaa'ina thalatha na ngeen moytu rëbbukaayu ñetti rëbbukaay bokk na ci ñetti rëbbukaay yooyu mooy nit ki ñëw dem àll ci diggu yoon loolu benn moyen la rek ci wàllu salte xoolal
ki indi salte mu ngi yeyoo yàlla rëbb ko dàq ko ci yërmandeem ki fekk salte bi nag jële ko fa yonent bi ne loolu mooy ngëm bi yu kawe moo ne kon tey jii nii ñun ci en tant que ay jullit loolu rek amul ku lay kii nii tuyaaba bi ci nekk ak bàkkaar bi ci nekk waroon na tax nit ku nekk nga war a seet xoolal nga ñëw ci sa jëmm le prophète sallallahu alayhi wa sallam di la wax ne ab jullit amul droit toog 40 jours te daggul ay weewam buddiwul kiiwu pokotaanam defarul li nga xamante ne mu biir kon set dafa bokk ci li yàlla moo bind doomu aadama boole waale ko li nga xamante ne moom mooy set mais bu soriwul sax sang bi bu fekkee nii dañu ne bala ngay ut audience ak sa borom jàpp ngay njëkk a def donc te jàpp lu ñuy def du ndox du raxas raxas donc loolu mooy wane ni képp koo xamante ni yaa ngi ci àdduna war ngay jiital set ci sa dund ndax am na aussi lu ñu wax ci ñi nga xamante ni dañuy for boo foree dara loo xamante ni nit mënoon na cee loru am na effectivement loolu laa la wax loolu mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di wax ne dafay wax ne al imaanu bid'un wa sab'una shu'batan alaha qawlu la ilaha illa allah wa adnaha imatatul adha ani tariq ngëm gi ñuy ut échelon la boo xamante ne 70% et poussière la 70% et poussière boobu yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne li ci gën lay nekk ci njombaxtal gi mooy laa ilaha illa allah li ci gën a néew loo xamante ne soo ko gis mu koy def xamal ne kii am na ngëm mooy fekk luy loree nga yëkkati ko ñu ñaaxaat sunu mbokk fi may daanalee rek ci loolu mooy ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam wane na nga tuddee takkal na grade ab jigéen joo xamante ni danaan bale jàkkaam mu faatu yonent bi yégu ko ñu ne ana diw mu ne ko jigéen ji faatu na mais pour mu wane li mu doon def ci xadiis yooyu dañu ne kaanat mar'atan taqummul masjid jigéen la joo xam ne danaan bale jàkkee yonent bi sallallahu alayhi wasallam loolu mooy mandargaam yaa ngi gis yonent bi nan la def donte ni suul nañ ko daa dem ci xabru ba jullee ko pour wane li nga xamante ne mooy importance su seetal li ñëpp bokk lu ci waay di def rek dafay xam ne ci wàllu ngëm-ngëm la am na solo yaa ngi may fàttali Ndiaye Ndeye Fatou Ndiaye chériat ma mbay ma ngi ca Grande Car moom da daan xëy di bale koñ bi rek dara du terrain bu xëyee fajar bala ñuy salaatu dina fekk mu bale buntu jàkk ji jëm ci beneen bopp koñ ba baa ma yokkal la benn juste balaa ñu tëj xam nga sama yaay mu daan liggéey mu ngi dugg le matin 7 heures parce que banque la doon liggéeyee donc temps yooyu dañu amoon pause diggante 1 heure li may wax dëgg la de c'est des faits ñi ñu bokkal ko ñëpp xam nañ ko dañ leen dugg 7 heures wàcc midi delluwaat 3 heures nga bu wàccee koñ bi à peu près ça fait comme koñ normal rek te koñ benn koñ bi lay commencé fi mu wàcc di for kayit yi ba dugg si ci biir kër gi chaque jour day tardé te bu reprendre nit ñi dañ ko naan kenn mënul comprendre lu tax ngay tardé mais mënul romb salte li muy liggéey pendant 35 ans elle l'a toujours fait parce que loolu ci moom la nekk ci moom la nekk ab tis la bu mu tàmm moom la sang bi daan wax naan su ma génnee sama saak mooy sama mbalit mooy poubelle foofu aussi war naa see ñaax sama mbokk góor ñi ngeen baal ma rek parce que man ñi nga xamante ne dañ taxaw ci mbedd yi tuur ndox bi dafa xaw a yéeme ma xam ne tuur ndox ci nit la bokk góor ak jigéen a ko bokk am mais li ci gën a bëri ci góor ñi rek a koy def doo fekk mu jigéen bu kii bu aj sërëm jonkan góor ñi rek ñooy taxaw def mbir mi ngeen baal ma xoolal li ci télé bi góor ñi rek a koy def te pourtant li ñuy def noonu ci nit la bokk jigéen dafay saf tuur ndox day bëgg a tuur ndox mais da koy téye wala boog dina suturaal boppam ba nga xamante ni kenn du ko gis mais suñu góor ñi daal ngeen baal ma classe doom bu góor yéeme na de fuñ ko nammee rek foofu la ñu koy defee amul kersa amul dara et puis miir yëpp oos na yenn saa nga gis sa xale yi def genre setal nettoyer miir bi peinturaat ko mais une semaine boo fa awatee day mel ni kenn mësu koo peinture Mohamed maman li nga wax moom boo waxee ñu ne wax dëgg yàlla lu am la day loo xam ne dañ ci dut baaraam di ko gis chaque jour dëgg la loolu daal dañu war a yaraat suñu bopp vraiment dañu war a yaraat suñu bopp am na loo xam ne moom rafetul maanaam boo bëggee tuur ndox dama ci benn kër nga ñaan ñu may la nga tuur ndox parce que yaakaar naa nit soxor goo xam ne dalay naan fii amul toilette dina la may nga tuur ndox après nga génn nga remercier ko après nga dem nga am ci tiyaaba moom mu am ci tiyaaba yow nga am ci sa set nga avancé wala nga yar sa bopp am na ñoo xamante ni boo xamee da nga koy saf nga bala ngay génn bul naan ndox léeg-léeg buy ñëw dara yar la rek Mohamed yar sa bopp rek la xam nga ni yow doo ko def Mohamed mii du ko def li koy def dafa bàyyi boppam rek ñàkk yar sa bopp rek la nit boo tënkee sa bopp rek nga tënku mais boo tënkul sa bopp libéré sa bopp fu ne sa envie yëpp fépp la lay dabee ñu jëli transition dem dellu si waat
xaatim bi mooy firndeel ni que loi 2019-2020 jëm ci criminaliser li nga xam ne ni moo di sàkku yi ñuy def soxna yi ak li jëm ci wàllum pédophilie jëmmal nañ ko gannaaw ay at ñu amal ngir xeex ko loi bi nekk na lu am solo lool ci jëm ci sàmm soxna yeeg xale yi ci xoxatal yi la ñuy def. loi bi dafa nekk loi bu doy waar loi la bu metti ci application kon dina laaj ñu yëgal réew mi yëpp ñu xam ne la woon nekkatul. jigéen ñi loi bi moo leen di défendre ba ku ci sàkku suñu dul noonu sa giiru dund mën nga ko tëdd kaso ku ci rey nit ci fànn boobu sa giiru dund di nga ko tëdd kaso. loi bi yemul foofu rek moom teg na ay daan yu diis képp koo xam ne ni day def ay jëf yoo xam ne dëppoowul ak yoon ay harcèlement mel ci yu mel noonu. waaye loi bi yemul foofu mu ngi yem aussi si li ñuy wax. attentat à la pudeur mooy lépp loo xamante ne daal ay xeetu cokkaas la yoo xam ne méngoowul ak lu l'islam nangu wala lu aada nangu wala lu yoon nangu. kaw ñu firi loi bi ci langue yi ñu xam lan mooy viol amul dama doon fo rek amul voilà jigéen daal kenn dootu ko laal. kenn warul bañ a xam li loi bi wax ba tax na nag waaw ñu gën a ñaax askan gi ñu xam ñu nangu it loi bi lii. du loi pour jigéen ñi loi pour àddina bi yëpp la parce que violence yi dinañ ko def jigéen ñi peut-être ñoo ci gën a bëri mais nag dafa xale yu góor yu ndaw yi donc bu ñu defee loi bi nit ñi dañ ko war a dégg déggin bu rafet appliquer ko ñi ko war a appliquer tam appliquer ko te ñu bañ ci am ñaaw njoxt biñ ci dégg ci temps yi que jéggoon yi dañ nekk en sursis que dinañ kii parce que ñi ko war a appliquer am na fu ñu jaar booy dem bay war a atte yow am na ñu atte donc nit du ñëw rek ne leen lii la ñu daal di jàpp loolu am nañu enquête am nañu ñu ko war a doxale ngir mën a dëgëral xeex bi jëm ci wàllum xoxatal yi nga xam ne moom la ñuy def soxna yi njiitu réew mi moo ngi firndeel ni dinañ jël ay mesures yu mucc ayib fi muy toll nii fii ak diir dinañ tabax benn centre bu jëm ci wàllum prise en charge soxna yi nga xam ne ni dañ lañuy xoxatal. jërëjëf Régis ci élément bu am solo boobu nga xamante ne moom la ñu indi te muy fàttali li nga xamante ne moom mooy suñu thème semaine bi nga xamante ne moom la ñu yëkkati dugg ci ñetteelu ay fanam li ñuy def mooy ànd ak Mohamed Diouf moom mi nga xamante ni xam-xamam ak wala liggéeyam yëpp mi ngi màcc ci li nga xamante ni moom mooy affaire criminelle science criminelle la def kon Mohamed fa tabarakallah thème bi ñëwaat na ci sa loxo loi la bu ñu voté lu fi amoon la waaye eggul woon ci fi mu egg nii ci diggante maanaam mu dem ba mu toll fi nga xamante ne foofu la toll léegi sa réaction ak li nga xamante ni moom la président wax lan la. je pense que yaakaar naa ni la ñu gis nii daa wane ni président jàngul droit daa wane ni ñi ko wër waxuñ ko lii xew. daa wane ni sénégalais yi kenn mënatu leen a nax. si benn firndeel moom mu ngi ñëw ne lii loi bi dana tax jigéen ñi kenn du leen a agressé wala njuumte bi tàmbalee loi amul vocation maanaam li ko tax a jóg du pour protéger benn nit pour protéger société la moom boo xoolee loi bi boo ko liiree projet de loi bi si exposé des motifs mooy maanaam nan ngay justifier loi ba nga jël dañ bind ni loi bi dana permettre jigéen kenn du ko siifati te xale kenn du ko def lu da ko sudul noonu fa mu njëkkee juum mooy góor dañ koy violer jigéen dañ koy violer ñaar ñun dañooy jàngale ci faculté de droit yi ni droit day am caractère général et impersonnel day am caractère abstrait mooy maanaam loi day dépasser nit pour régir société mooy caractère abstrait bi caractère général et impersonnel mooy waxulaax A waxulaax B ñëpp lay waxal moom nag jël na fenn woo jigéen ñëpp ne leen loi bi pour yéen la du noonu. ensuite dafa am njuumte yu bëri parce que suñu xoolee loi bi nga xam ne dafa modifier article 320. effectivement loi bi
ci essence bi baax na maanaam ca la ko tax a jóg baax na. protéger baax na. wante waxuñu la ca ne parce que loi bi dafa commencé ci première partie mu ne. képp koo xam ne dafa siif mën nañ la tëj juróomi at ba fukki at. alinéa 2 bi ñëw ne képp koo xam ne dafa siif wante bañ koy siif dañ ci yokk agression li ñu noon circonstance aggravante. loolu danañ la tëj à vie. mu ni juridiction yi nga xam ne mooy maanaam ëttu attekaay bi. même bu fekkee dafa war a appliquer circonstance atténuante mooy maanaam bu fekkente ne dafa war a wàññi peine bi tere nañ ko mu dem modifier article 432. donc loi bi lan la traduire moom la Sénégalais yi gisul 2016 ba tey Sénégal dafa changé axe maanaam dañ nekk léegi li ñu noone politique criminelle répressive dañuy dóor rek. 2016 génne na ñetti loi 2016 29 sur le terrorisme modifiant code pénal 2016 30 modifiant le code de procédure pénale 2016 33 sur les services de renseignement maanaam loi yëpp ñu nekk di jël fan yi ay loi yoo xam ne ay vocation politique la. exposé des motifs bi vocation politique ba loi bi pour jigéen ñëpp tàccu la mu am électorat loolu laa ci gis a gum ci loo xam ne doxut loi bi nag lu bëri doxu ci. danañ ci gën a waxtaan. am na solo bi ci njëkk da nga ne dafa waroon yóbbaale ñëpp te dafa am ñenn ñu muy yóbbu rek bàyyi ñi ci des. te maanaam atte bu mu bëggee mu yem day digg doomu. Fatou Kiné. waaw man li ma ci dégg li ma jaaxal. mooy dafa ne loi bi dinañ ko yëgle. loi droit li ñuy woowee droit. mooy yoon. yoon li ko composé dafa bëri li ci ëpp nag ay loi la. loi bi ci gën a rëy mooy la loi fondamentale dañ koy woowee constitution. man nag li ma jaaxal nee na loi bi dañ koy yëgale waaw loi bi ñen ñoo ko bind. loi sur le viol dafa doon loo xam ne dañ cee war a dox di ci wax def ay comité ci région yi ba ñi nga xam ne ñooy responsable ñoom ñëpp joxe seen avis ñu tënk ko waaye malheureusement Sénégal loi jëlewuñ ko ci coutume. dañ koy importer. léegi nag li nar a xew mooy dañoo jël loi boo xam ne dañ koo importer comme ni ñu jëlee ci sunu code pénal yeeg. lu ci ëpp am na waxtaan yu na am yoo xam ne pour xaw a yenn saa ñu woowoon religieux yi. yenn saa ñu woon ñoom maam Abdou ci code familial bi. pour juste rek ñu wone yenn parti yi pour ñu teg loi bi mu xaw a niru loi Sénégal. waaye nag képp ku jàng xam nga ne loi yi ñuy def ni jógewul Sénégal. waaye tamit man dama am problème ak loi mais loi. xanaa dund nit ci toog waxtaanee ko tënk ko. muy jóge ci lu ci ëpp ci coutume loo xam ne ñun nit ñi dañ ko doon def. ñu toog ba si àgg ne dañ leen ko tënk bu ko defee ëllëgee bu problème amee ñu tënku ci lii pour àtte. waaye loi boo xamante ne bu ñu demee assemblée nationale député yi nañ leen di voté yàlla nañ leen di élire li yàlla xam doy na. 150 personnes léegi ñu ngi ci 165. di décider destin wu 15 millions de personnes yoo xam ne yéeguñu tenuñu boo waxee ñu ne la man député diw laa moo ma fi teg Sénégal dañ ko war a pencoo. ñu ngi dem foo xam ne du ñu neex ñun ñëpp ndax loi du lu ñuy fowee. bu leen neexee yi leen neex dañ koy appliquer kenn du ci mën dara daal di jël seen pouvoir répressif. dal ci nit ñi bu leen neexul loi bi ñu tëj ko ci loi denc nañ leen jóg ci loi parce que loi du bible du coran du Torah. ay nit yu waxtaan la boo waxee bu leen arrangé ñu ne c'est la loi bu leen arrangé wul ñu daal di koy utal benn lay ndax loi ñëpp xam nañ ne mën nañ ko utal lay waxtu bu ne. léegi nag Sénégal bu ñu jógul ci li taxoon ñu changé woon régime bi ci nekk. mooy ñu def ay réforme institutionnelle yoo xam ne mais ñoom Amadou Mahtar boobu liggéeyoon nañ ci ba pare. waaw. kii bi nu mu tudd li ñu def noonu kii bi li ñu def ñoom ñëpp. dem ci région yi te mu jógee ci assises nationales yi. assises nationales xam nga bi ñu jógee ci assises nationales dañoo def. proposition. waaw seeni ñu def benn grande concertation boo xam ne dañoo dugg ci Sénégal yëpp. ku nekk wax lan nga xalaat ci lu nekk. réforme institutionnelle yooyu mais Sénégal tant que defuñu réforme yooyu mais ci li la ñuy tàbbe. loi boo xamante ne da ngay répressif chaque jour répressif ñun kenn xamul fan lañ jëm alors que la loi. par excellence.
warul nekk elle ne doit pas être loo xam ne dafay pour répression kese la mais pour réguler mais li ñu gis nii mooy li Mohamed wax léegi nit ñi defuñu ci attention mooy ñi ngi dajale loo xam ne ëllëgee du neex kenn waaye sant yàlla bu wér bi nga xam ne lu waaye nit ñi toog waxtaane ko bés bu ñu yàlla dimbalee xëy na dañu am yeneen nit yoo xam ne ci yàlla lañuy teg seen kanam waxtaane ko changé ko loolu jar naa sant yàlla du dëgg waaw mais il faut que ma waaw demal ma waaw jëlal li tax ma ko koy leeral soxna Fatou Kiné lu am solo nga wax mais tamit loi bu président bi ne dañ ko war a xamale loi yàggal nañ ko xamale parce que dafa am procédure d'élaboration dafa am fu ñuy jaar ba loi am xam nga bi passé ma ngi ko doon wax mel ni leen kii nga xam ne mooy créer loi bi mooy législateur bi mën naa nekk assemblée nationale foofu député bi mooy ñëw proposer la ñu woowee proposition de loi mën na jóge ci gouvernement bi foofu Macky Sall par exemple président Macky Sall attelage gouvernemental ñooy proposer loolu la ñu woowee projet de loi suñ ko defee assemblée nationale dañ ciy discuter suñ ci d'accordé ñu adopté ko suñ ko adopté ñu jox ko président bi mu apposé ci signature am mooy promulgation mooy li ngeen di gis su paree rek automatiquement loi bi dañ koy yóbbu di journal officiel journal officiel sénégalais bu nekk mën na dem ci internet am ko donc bii loi bépp boo gis Sénégal ñëpp xam nañ ko war nañ koo mën a xam loolu la ñu woowee nemo sensetur ignorare legem nul n'est censé ignorer la loi maanaam munoo dem tribunal ñu toppee la dara ngeen ne loi bi yëguma ko déedéet loi bi war nga koo mën a yëg am nga moyen yëgal ko mais vulgarisation bi mooy poser problème dafa am tam fenn foo xam ne faaw ma leeral ko coutume du source directe règle de droit coutume mooy pratique yoo xam ne dañ ko tàmmi def ba muy dem am valeur juridique mais coutume yenn yi mën nañ ci inspiré wu pour am règle de droit comme ni nga koy waxee code de la famille bañ koy def ak travaux préparatoires yi dañoo woo diine yépp ñu ñëw toog toutes les représentations diine Sénégal ñu ñëw toog ñu ne leen lii la bañ d'accord ci donc président bu ne nañu xamale loi bi c'est dans le sens de la vulgarisation mais loi ñépp a ko xam fi mu toll nii loi bi ku ko bëgg xam da nga ko xam yi lii dama cee d'accord ak yow ndax lii mooy principe yi waaw waaye xam nga man li may wax mooy ñoom balaa ñuy bind kan lañu laaj mais ñoom xëyuñu bind gis nga président Macky Sall il est très bien entouré ay kàngama ko wër ci droit moom dafa ne leen lii laa bëgg commission am na mais commission bi daanaka liñ ciy décrier mooy ñañu war a woo ñëpp woowuñu leen kon yaa ngi maanaam loi parax la kon yaa ngi maa ngi lay d'accord rejoindre waaw foofu noonu loi parax la mais ay kàngam ñu ko wër gis nga administration sénégalaise am na ñu xarañ Macky Sall comme commission technique am commission juridique am bu ñu la waxee tur yi ñu fay nekk ñun ñi nekk ci domaine bi xam nañ ne am nañu xarañ wante day koo xam ne moom lii laa bëgg jox leen mu moyens yi or comme li ma ko doon wax bii passé loi bi dañu waroon toog gën cee waxtaan maanaam li nga waxoon keroog ni loi bi dañ ko yàkkamti buñ ko toggoon togg bi ñu ko war a togg bu ñëwee dafay tegu ci tegandaayam foofu nag laa bëggoon nga wax noonu waaw nga wax ni loi bi baax na li mu gën na protéger jigéen ak xale pour ñu leeral ko di fàttali nag ni li ci nekk pour mu leer mooy du rek xale ak jigéen parce que dafa yóbbaale góor ndax am na góor yoo xamante ni ñu ngi leen di violer am na góor ñoo xamante ni ñu ngi dund li xale yi dund parce que boo xoolee amoon na fi ay moment yoo xam ni defoon nañ fi benn enquête de saytu woon xale yi nekk ci mbedd yi du ma wax sax taalibe mooy xale yi nga xamante ni dañuy nekk ci mbedd mi ñu gis ni dañuy violence bi day dal ci ñoom ba ñoom am na ci ñu bëri ñoo xam ne dañ leen di violer ay xale yu góor lañu mais dañ leen di violer di leen tëddee parce que bi ñu defee sondage gisoon ni saytu nañ ni feebar bii di sida am na ci ñoom xale yi te ay xale boo xamante ne xamagul acte sexuel ñu ne am na sida donc ñu gis ni am na ñu leen di jël di leen sàkku di aw ci ñoom ba ñuy feebar yenn feebar yi ñu jëloon ci ay matuwaay kon loi bi taxaw na Mohamed loi bi am na ba pare wote nañ ko am na fi mu tolloon mooy ci diggante 5 à 10 ans la nekkoon léegi jëlee nañ ko fa indi ko ci condamné ma nga ca ba léegi maman xaama leeral foofu xam nga dama leen waxoon bi passé ni leen code pénal benn loi moo ko créé 65 muy ban 65-60 du 21 juillet 1965 si même jour boobu noonu am na beneen loi am na si lendemain bi am na beneen loi bu ñu créé woon 65-61 du 21 juillet 1965 boobu moo créé code de procédure pénale donc ñaari code yi benn fan la ñu rawantee ba ñu créé code pénal viol fa woon mais 1999 la benn loi ñëw beesalaat
mooy loi 99/05 du 29 janvier 1999. moom moo ñëw nañu léegi lan mooy viol. nañu viol délit la lii dañuy tëj nit ki te délit bu ñu xoolee fourchette de délit dañu lay tëj entre 1 mois et 10 ans léegi loi bu bees bi ñëw ni mën nañ la tëj 5 ans. juróomi at ba fukki at. bu fekkente ne nag da nga bi ngay violer nit ki da nga utiliser violence bu fekkente ne da nga utiliser menace bu fekkente ne da nga ko jéem a agressé ci lépp ci biir viol bi bu fekkente ne ki ngay violer xale la loolu la ñu woowee circonstance aggravante. mooy maanaam kenn doo la tëjati juróomi at ba fukki at dañ lay tëj à vie. loi bi mottali ni bu fekkente ne da ngay saxu nit ñooñu nga xam ne ils sont appelés couches vulnérables. juge bi mënta wàññi daan yi ñu lay daal. donc loolu moo tax ñu ne criminalisation bi dafa jël peine délictuelle yi comme na lañ ko doon expliqué bi passé ne leen viol délit la woon léegi ñu def ko crime bu ñu ko defee crime nag peine délit bi dañ koy effacé jël peine crime teg te faveur yëpp yi nga mënoon a am ñu ne la non non dootoo ko amati te loolu du yoon parce que Sénégal dafa nekk di trahir politique am sénégalais dafa am lu ñu naan une politique humaniste et une politique utilitariste maanaam bu ñu daan tëj daaw ñu tëj pour éliminer dañu daan tëj pour resocialiser maintenant nag dañuy tëj pour éliminer pourquoi parce que cette peine de mort depuis 2004 amatu fi wante am na lu ñuy woowee substitut peine de mort mooy peine à perpétuité moo peine de mort a yam peine de mort moom dañ lay rey benn dañ lay tëj ba nga dee presque c'est la même chose man damay yéemu ci lu bëri sànq bi président di wax tudd na ba wax diine l'islam maa ngi wax ci sama xel saa bu ñu arrangé ñu xëcc l'islam pour mu nekk lu ñuy dooleel bu fekkente ne arrangé wu ñu kenn du bëgg muy génnee li nga xamante ne moom mooy boppam man toujours su may wax ci li nga xamante ne mooy loi bi xam nga dafa am ay mbir yoo xamante ni moom mooy permettre nit ñi ci wàlluk loi ñu mun koo taxawee man li ma waxoon laay delloo si waat toujours moo di ne Mouhamed mu ngi koy junj sànq est-ce que loi bi parce que loi bi dañ ko indi pour man président dañ ko indi pour mu am lu mu faj man dama gëm ba léegi ne loi bii nii nekkul mooy faj conséquence boobu loolu nga xamante ne moo nekk ci biir société bi il faut que ñu tàppe yeneen daal di indi nag loi bi mu garder li nga xamante ne moom mooy li nga xamante ne mooy mbir yooyu parce que viol ñëpp ko ñaawlu c'est-à-dire amul benn diine booy dem di ko kii pour ñi ñuy seetaan Mouhamed wax na ko démb ne principe bu kii loi bi am na solo idée bi tamit am na solo mais niñ ko defee wala li nga xamante ne moom lañ junj ne moo sabab ñu indi ko foofu moo nekk li nga xamante ne moom mooy problème bi foofu mooy problème bi kon foofu nga yem ci problème boobu nag moo waral jotaay bi dénkaane toog di ci waxtaan kenn ku ci nekk di ci sottante xalaat ñuy waxtaan ak suñu mbokk yi nga xam ne ñu ngi ci biti ñoom tam te bëgg a bokk ci biir waxtaan bi Mohamed dañuy ñëwaat ci loi bi comme ni ñu ko tëralee fi mu nekk ni yéen ñi nga xamante ni seen liggéey yëpp mi ngi màcc ci côté boobu ban buntu ngeen gis ni war nañ fee mën a jaar pour li ñu amul woon muy ñàkk togg bi pour loi bi taxaw yéen buntu la ñuy jaar bu fekkee mën nañ ko dabuwaat pour loi bi mën a taxaw waaw xam nga ni ko soxna Fatou Kiné di waxee loi du alxuraan mën nañ koo changer mën nañ ko réviser loolu ñooy les procédures de révision de la loi mën nañ koo tëggaat peut-être même ci décret d'application yi foofu mën nañ def effort bu bëri mais décret d'application yi day wane modalité yi maanaam yu sew-sewaan yi lay kii mais décret d'application amul vocation li ko tax a jóg du remettre en cause loi bi mais ñëw gën a leeral loi bi loolu lay doon te problème bi fondamental mooy li ma doon wax bon je vais élever le débat dinaa yokk débat bi dañu war a nekk dans une logique préventive mooy maanaam comme ni nga ko doon waxee sànq dañu war a bàyyi yaani di dóor di daan solution la du solution boo xoolee français yi am na kenn koo xam ne daf ñu inspiré ñun ci sunu politique pénale ñu tudd Marc Ancel benn magistrat français la 1954 la bind benn ouvrage le mouvement de la défense sociale nouvelle un mouvement de politique criminelle humaniste mu ni à chaque fois bu ñu utiliser code pénal nañu utiliser code pénal jàpp ne nit ki mën nañ koo récupérer mën naa am dignité wante en même temps muy am dignité nañu teg condition yoo xam ne day tax
li ko tax a dem def infraction même bu fekkente ne mënutoo bàyyi mu wàññi ko. donc il faut que état bi jël d'abord ay mesures préventives te bañ a dugg li ñuy wooyee légicentrisme mooy nga yor yow sa loi yaakaar ni lépp loi mën na koo faj. loolu nag mooy problème mu gouvernement gu tey gi c'est-à-dire que bu ñu xoolee bu ñu xaymaa nombre de lois depuis bi fi président Macky Sall nekkee ba léegi profusion législative la te loi bu la ci gën a soxor moromam rek. ngeen bii la. moo tax ñu ni yenn loi yi day permettre nga xam personnalité wu nit ki. parce que nit ki day nekk dans une logique de répression naa dóor. tout solution. boo lire exposé des motifs bi sax ni ñu koy bind maanaam li ñuy naan si bindum nit. ni muy bindee rek mën ngaa xool personnalité. exposé des motifs bi non ñi nga xam ne dañ def dara jigéen ñi dañ leen di tëj. travaux forcés bi dañ ko changé def ko lii du noonu. dëkk kenn du ko yoree répression wax dóor. dëkk dañ koy yoree waxtaan. xel na état bi trouver ay mesures préventives au-delà tam ñi nga xam ne violé nañ leen ba pare dañu soxla ay mesures d'accompagnement. ensuite boo jëlee affaire bi def ko crime dañ ne droit pénal l'instruction est obligatoire en matière criminelle dañuy def ay enquête par force bu nekkee crime léegi jamono gi muy nekk crime. léegi woon nit ki yow léegi boobu nekkul woon crime yow lan nga bëggoon mu nekk fi mu nekk. mu bañ a nekk crime. mën naa continuer woon nekk délit xam nga lu tax. gis nga loi 99 bii définir infraction kii bi. viol. la ko taxaw na jóg du woon viol. la ko taxaw na jóg day woon lu ñu wooyee la correctionnalisation. parce que temps yooyu noonu gouvernement PS bi dafa dem ba xam ne ñun crime yi ñu am li tax ñu def ko crime day indi lourdeur ci procédure bi day yéexal mbir yi. léegi nan la ñuy def nañ leen di def délit bu ñu ko defee délit traitement bi gaaw bu ko defee xale bu jigéen bi nga xam ne dañ koo violé comme te moom jigéen gee ko tax a jóg. xale bu jigéen bi nga xam ne dañ koo violé wala ku góor ki nga xam ne dañ koo violé traumatisme bañ a des ñu gaaw a liquider gaaw a juger bu ko defee mu jéem a jàll à autre chose. donc pour man loi bi dans son essence la ko tax a jóg baax na. le fait nga réprimer baax na mais dafa am lenn lu mu fàtte. ñi ko wër. dafa am ñoo xam ne defuñu pénologie. am na ñu woowee les sciences pénitentiaires. science pénitentiaire dañ ne peine maanaam daan dafa am effet d'intimidation. mooy maanaam day tax balaa may def dara naa xalaat ndax duñ ma dóor loolu noonu xeewi na ñi ko wër loolu lañ ko fàtte wax nit ki mën nga def téeméeri crime perpétuité day continuer def crime. est-ce que gis nga ni aussi dëkk bu ñu demul ba sanction yi taxaw aussi dafay bokk ci liy naxasal réew mi parce que day tax sañ-sañ bi di gën a bëri ndax boo xoolee. violence dafa gën a bëri ci at yi ñu mujj yi dafa gën a bëri surtout si côté viol boobu. daf ci gën a bëri te comme noonu nga ko waxee keroog effectivement léegi de sensibilisation bi dafa gën a yaatu ndax médias yeeg ñoom seen mais bu ñu seetloo dafa gën a bëri ñi nga xamante ni dañu koy def te teguñu ko fenn peut-être bu njëkk ba mën nañu wax ni kii dafa feebar wala dafa nangam parce que bu ñu mësaan dégg surtout pédophilie bu ñu ko mësaan dégg dañ naan kii dafa feebar. donc automatiquement sa xel mi mooy jàpp ni mag la moo xamante ni dem na ba peut-être amatul secours fu mu mën a sàkkoo jigéen mu aw ko ci xale yi mais léegi dafay dem ba nekk vice ci nit ñi. ñu koy dund. li nga wax lu am solo la. mais lépp ji jàng la. dafa am ay matière bu ñu wooyee anthropologie criminelle. am lu ñu wooyee sociologie criminelle. si biir sociologie criminelle am na kenn ku xarañ koo xam ne jàng nañ ko depuis terminal Émile Durkheim. lan la wax dafa ne le crime est un phénomène normal nee na cib dëkk. ñu def ay crime lu normal la. mais bi mu ko waxee ñëpp taf seen gémmiñ mu ni leen bu leen fàtte ni nit ku si nekk am na animosité bu nekk ci moom. te bu fekkente ne condition criminogène am na maanaam bu fekkente ne fa mu dëkk condition wu commettre crime mu ngi koy gis nii chaque jour. mën na koo def te au fond nekkul ci moom. di nga gis ku sàcc mais boo demee xool dëgg phénomène maanaam environnement bi ko wër moo déterminé bu mu sàcc. donc man waxuma ne nag déterminisme naturel. en crime am na. mais yenn yi pauvreté gi. dëkk gu métti gi. le fait que ñu jàpp ne léegi dëkk bi def infraction garaawatul parce que da ngay naan kii de moo sàcc 1 milliard mais mu romb otom yàlla naa mel nii moom. yooyu noonu yëpp ce sont des causes criminogènes yu tax crime am attaqué yooyu fa la solution gi nekk mais du réprimer conséquence lu am ba pare moo taxoon ma ne keroog yow société bi kenn ku ci nekk am nga si wàll parce que yow am nga ci man am naa ci parce que peut-être man mën naa pousser à ce que ki ma nekkal mu am benn sañ-sañ bi pourquoi parce que am na lu ma négliger si sama yar ak moom mën naa pousser aussi environnement mën na ma pousser à ce que man ma def loo xamante ni peut-être bu doon démb les conditions yi comme noonu nga ko waxee bu motoon amaana du ma ko def kon lan mooy problème bi est-ce que du merci moo xaw a des Fatou Kiné man de pour rejoindre mais vraiment lu Mohamed di wax pour man condition de vie li ci ëpp
ñoom ñooy source xool leen man stigmatisé wu ma benn quartier mais xool leen foo leen dégg viol yëpp promiscuité bi mooy nit ñi ni ñu jegee ci dëkkuwaay bi nu mu mel xool leen quartier yi ngeen di dégg yëpp ñu wax nombre de viols yi en général fan lay jóge nit ñi ni ñuy dëkkee loolu problème mu sous-développement la du ma ne nag viol problème mu sous-développement la du ma ne pédophilie problème mu sous-développement la mais dafa am facteur aggravant yi Mouhamed doon wax léegi ndax am na dëkkuwaay boo xam ne mais da nga koy seet ci kër boo xamante ne nit ñi dañoo jege trop mais li ngay gis ñuy laale mooy gën a bëri que koo xam ne yéen ku nekk dafa dem këram dimanche ngeen tase seen kër yaay foofu laale du metti loolu yëpp nag condition yi metti yi dëkkuwaay bu jege bi lu ci bëri daf ciy doon te loolu mooy li Mouhamed doon wax c'est-à-dire que bu ñu laalee cause yi mooy fexe ba pauvreté bi wàññeeku mais li muy wax nii lu bëri day dañ yal nañu yàlla xiit ci loolu am na solo gis nga ndeysaan am na yoo xam ne jikkoo la ci nit lay nekk dindi ko dafay xaw a jafe comme noonu mu ko wax am na ñoo xamante ni dëkkuñu sax ci ay nit mais seen vice la dañu dem ba dañu yarul nafsu yi dañu dem ba suñu bëgg-bëgg yi je sais pas xaw ma xarañu jamono la parce que télé bi daf ci am solo nopp bi am ci solo yi ñuy gis pa am na ñoo xamante ni bëgg ko dañ kumpa dong moo leen ci dugal am na ci ñoo xamante ni ñàkk tënku seen bopp comme ni ko Mouhamed waxee sànq mooy gis nga nit man jàpp naa ni valeur yooyu nga wax ne moom la maam yoroon te ñu doon yar xale yi di ci ñun ñu ci doon tënku ba tax ñu doon rus duñu am fitu def dara daaw ñu woon ñeme ñu fekk ñu ci yenn yi parce que ñu ngi daan daw gàcce mais léegi dañu dem ba dañu ragalatul rusatuñu dañoo bàyyi suñu nafsu bayal ko ci lu ñu neex Mohamed muy jiyaat bu mag boobu nga xamante ne moom moo mujjoon moom lañ ne moo mujj te ñu manqué ko ñun muy xeex suñu nafsu bëgg-bëgg yi vice yi bëgg-bëgg yi moo bëri ba moo ñu dugal ci yenn yi c'est-à-dire am na ay faits saa buy am ci biir société rek li muy tekki moo di ne société bi am na fu mu fay am na problème te d'habitude soo jëmee ci wàllu viol fii viol mënoo ko wax sans nga bàyyi li nga xamante ne moom mooy jikko c'est-à-dire fi mu toll nii waxuñu li jëm ci wàllu loi bi waxuñu li jëm ci wàllu daan wi mais liy sabab mbir yooyu xam keroog ñu ngi koy junj di wax ne mooy ci biir comme li Fatou Kiné ne waxtaan woowu waroon nañoo gën a au-delà daan bi en tant que ñu jàpp ne benn phénomène la bu nekk dans la société sénégalaise woo ñu seen xam-xam màcc ci wàllu pénc mi woo ñu seen xam-xam màcc ci wàllu crime luy pousser nit ci crime ñu saytu loolu yépp waxtaane ko bu ko defee ñu mën a ne lii kat fi nekk nan lañ mën a seqee ay jéego ba wàññi ko ci biir société bi laa jéego yooyu ñuy seqi nag pour wàññi ko ci biir société bi lan mooy nekk fële di garder loolu mooy daan bi koo xamante ne yii ñu indi tën a ticc pour nga tegaat la ci yoon bi bu boobaa yow dees na la daan li nga xamante ne ma daan mais man dama gëm man Mouhamed que ni dafa am benn mbir boo xamante ne ñun dañ koy tuddee alwaasiu diini alwaasiu diini mooy lan mooy di ni pour nga comprendre waasiu diini damay joxe benn exemple waasiu diini mooy barrage religieux bu war a nekk ci doomu aadama pour ñu comprendre ko ci xissa bi may joxe dinañ comprendre lan mooy waasiu diini waa ji dafa bëgg benn soxna mu def tout pour ànd ak soxna soosu soxna si ne ko demal nga dajale sa am boo ñëwee nga wóor na ne kenn gisuñu bu boobaa naa la jox sama bopp waa ji dem dugg dajale li nga xamante ne mooy liggéey ba sonn am ay millions ci misaal parce que or ay pièces or la ko waxoon indil ko bi mu indee ndaw si ne ko léegi demal nga xool ndax kenn gisuñu guddi waa ji demoo bopp koñ dem sang bi xisa bu am solo ngay indi waaye ma jël mbokk mi dellu si waat maa ngi jéggalu bu baax asalaamaaleykum aleykum salaam. allo. waaw soxna si. ku baax ki. ñu ngi ziar. bisimilah ñu ngi delloo ziar. waa yaa ngi am jàmm. sant alhamdulilah. yàlla na yàgg yaa ngi ci biir ndénkaane. sant yàlla bu baax a baax. bisimilah yaa ngi ci biir ndénkaane. waaw kii mi ngi développé léegi lu am solo foofu mooy ci borom xam-xam ñu wër président. waaw. mais maanaam wër président am xam-xam ñu ne koo développé dafa yombul. maanaam borom fit
ak am ngor ak éducation baax moo koy def. dëgg la. ndax boo nekkee ci président am xam-xam it xam nañ suñu réew yi ni muy doxee Afrique. waaw. waaw maanaam kii peut-être ndaw soosu li mu wax dafa am solo maanaam jigéen mais dafa def analyse am solo maanaam dafa am loo am ci base bi la ci suuf. dëgg la. mais du question de nit ki da ngay jël ay sanctions ay daan di teg ci kaw nit ñi yooyu amul. dëgg la wax loi boo xam ne dafay dund ci dund yi jeex na ne maam jaar rek def waaw dafay dund ci dund yi maam jaar kese ci def. dëgg la 75 waaw xam nga luy dund ci dund yi bala nga koo def war nga cee def ay waxtaan yu am solo. dëgg la. te li ñu ciy wax pauvreté yi rek leen ciy tëj. tey ñu jël loi bi seeni doom tey yàlla tere su leen arrêté woon su leen arrêté woon. loolu daan ko lijjanti ba seen doom dugg ci kaso bi. dëgg la. ministre yi ne ci kaw di nga di pré bu ne jigéen ñooñu koy kaas tey bu arrêté woon seen càmmiñ wala seen doom daan lijjanti ba du dem ci kaso bi. kon moo tax ma ne ñu jël loi bi ñoom su xëy na ñoom suñu conséquence bi xëy ndax amul leen sens ñu ci mën a am daan ko lijjanti ba dindi. moo tax ñoom ñu def ko mais daanaka viol baaxul rey viol moom lu taama ko jotaan loolu dañuy am ne la bul jege kon bul jege mais waxat na la rey mais même ko ko rey ñu rey la kay moo gën a yomb loolu. dëgg la. ku rey ñu rey la kay moo gën a gaaw ku viol waxuma ku viol ni mais ku rey ñu rey la boo violee rey moom dañ la jëlee. waaw mais am na yoo xam ne moom li ma la wax rek ay politique ak carte politique politicien loi yi ñuy utiliser ci politique moo ñuy bëgg a rey ci Afrique loi yi ñuy utiliser ci politique moo ñuy bëgg a rey te néew di doole yi rek lay rey li kii wax pauvreté yi rek lay rey am na benn journaliste yi bu ñu viol benn journaliste bu ma tudd turam. waaw tudd lu ma 3 ans tudd lu ma 2 ans ñu génne ko. ñaata nit leen accusé tëj leen. ñaata nit leen accusé yoo xam ne amuñu leen leer ay néew di doole ñu ngi ci kaso yi kenn xamul seen i mbir. doy na waar. nañ seet ci ñuy def nañ cee daal mooy li ma wax rek maanaam Afrique moom su dëgg boo néewee doole rek maanaam yow yaay jaamu pouvoir bi. nit ñi tamit dañ am seen ngor am seen jëm ñàkk du ma tee gore du ma tax topp ci ginnaaw nguur dama yem liggéey même bu may xëy di am dërëm ma am sama dignité am sama ngor nit ñi il faut ñu leen seen bopp xam ñu yar seen njaboot bi. te bañ a topp ci nguur naan ko yow viol moom kenn mënu ko maanaam nit ku ne boo doon viol da nga koy considéré mooy dafa dëlul ci sa kaw jigéen. man dama daa ko woon sax ñu jël ko benn âge. waaw. maanaam bu fekkee da nga ku am 5 ans. ba 18 ans ku ko violé moom ñu tëjee sa ngir dund loolu mën naa ko accepté ndax boobu xale boobu benn mesure bi ñaar mooy amagul mat yow miy góor mën nga am mental jël mental am pour utiliser ko même bu la fekk see boo ko violé ñu tëj la sa ngir dund loolu mën naa ko dégg mais jigéen dafa am 20 ans jëm kaw kooku boo naan da nga ko violé nga tëj ñu 20 ans ça veut dire que yaa ngi indi loo xam ne c'est danger dans cette société là. te li ñu wax di wax jigéen góor ñooñu lañ ci wise quoi mën na am góor ak jigéen mais góor ñi dong lañ ci wise wisuñu jigéen ndax président sax jigéen ñi la wax bi mu koy wax ok jërëjëf. jërëjëf kon rafet na ndeysaan noonu mu ko waxee noonu la ñu ko waxee dafa mel ni am na solo li mu wax am na solo macha allah bu eggee benn âge moom mën nañ jàpp ne peut-être consentement mutuel la. sang bi ñëwal ci xisa eggali xisa bi. waaw mën na ko demal ba bu gisul kenn. boo gisul kenn nga ñëw. waa ji dem koñoo koñ mu taxaw retourné ne ndaw si gisuma kenn gisuma. lu dul xanaa biddéew bi ci kaw rek. allahu akbar. mu ne ko ana ki ko fi def. waaw. jalla jalaaloo. léegi bi mu ne ko ana ki ko fi def. waa ji daal di sedd. waaw. ne ko jëlal xaalis bi nelaw du jaawale jëfu kenn ak bu moromam. asalaamaaleykum. allo. asalaamaaleykum salaam. ku baax ki. ngeen def. bisimilah ñoo ngi fi alhamdulilah. waaw dama bëggoon bokk ci émission bi la. bokk nga ba pare bisimilah. macha allah waaw dama doon wax en grosso modo du gudd. waaw. que ne li gars yi di def di wax yëpp. c'est bien beau. waaw. mais nit ki da nga war a ànd ak sa ngor te xam ne yàlla fi nekk. wallaay mooy dëgg. li ñu jël c'est une bonne mesure. jigéen moo ñu jur ñooñu. oh dagg na mi ngi doon wax lu am solo yal na yàlla fayal ñu ko. sang bi borom bët bu rëy boobu du nelaw de. du nelaw. mais tamit bëgg naa ñi seetaan ñu xam ne ñun ŋàññuñu loi bi. dañuy wax en tant que ñuy wax ci biir société loo xamante ne jàpp nañ ne. ñi tëral loi bi buñ ko bàyyee xel. lii ñu fi bëgg a jëlee. dinañ fi jëlee ba loi bi du am sax duñu gis. kuñ koy àtte ci kawam. waaw loolu foofu loolu mooy. bëgg aussi ñu comprendre ni loi bi mu taxawee parce que am na ñu bëri boo xee ñu ne crime rek la ñuy dégg te xamuñu lan mooy crime dëgg loolu bokk na aussi li waral jataay bi. du lu comme niñ ko waxee du lu ñu ŋàññ lu am la mais dañu ko bëgg a xam di ci nekk avantage ak inconvénient. léegi man fi ma doon waxee moo di ne ci lancé bi ñu duggoon sànq ni viol ci biir société
c'est-à-dire loi bi dafay ñëw di garder di protéger mais pour man am na yeneen mbir yoo xamante ne war nañ ko mën a gën a bàyyi xel ci wàlluk li nga xamante ne mooy loolu sang bi may jël mbokk mi del soit allo waaw salaamaaleykum waaleykum salaam ku baax ki maa ngi sant bu baax ku baax ki ñu ngi wootee table Tivaouane table Tivaouane ngay wootee waaw waa ana waa table Tivaouane ñu ngi lay tatagal yaa ngi ci biir ndénkaane waaw maa ngi ci biir ndénkaane maa ngi leen di sant bu baax ñu ngi lay sant ñun tamit waaw bëgg a wax ci problème mbalit mi mbalit mi waaw waaw bisimilah ndax élément la woon ci biir émission bi waaw loo ci indi ñun de liñ ci indi ma ni ba ñu nekkee ay xale waaw amoon nañ sage-femme bu ñuy wax madame Sène waaw fu mu nekkoon boobu mi ngi nekkoon dëkk bu ñuy wax Kébémer waaw boo chaque mercredi ku war a peese si da ngeen ñëw ñu tekk benn kat yi ñoom jigéen ñoo ko daan bale waaw ku bale siwul waaw aywa dem na madame Sène moom xam naa lu baax la daan def ci jëmale ko ci setal sang bi daan leel foofu waaw pour tënk rek ne dafa am ay mbir yoo xamante ne pour mu dindi ci dañ ci société bi certes yar am na ci solo mais am na yeneen yoo xamante ne yëg-yëg moom la ñu war a yeewaat ci nit ki yëg-yëg boobu mooy yëg-yëgu diine parce que am na loo xamante ne ci nit diine mooy jiitu ci moom pour que mbir yu bëri du ko bàyyi mu mun koo bàyyi du moins te booy xoolee la société sénégalaise ni muy dawee dañoo jël mbir yu bëri génn ci li nga xamante ne moom mooy diine ba nit ñi seen dundin ci kaw suuf dafay gën a jege dundinu bàyyi ma maa ngi jéggalu mais dafay gën a jege li nga xamante ne mooy dundinu bàyyi ma nag mooy de xar bu góor bu rombee beneen xar bu daam waaye am na yoo xam ne sax nit yee koy def te xarit du ko def xar sax dina ko jombal boppam fi mu toll aadama du ko def dem nañ ba toll ci stade boo xamante ne comme niñ koy waxee jëflante bi ak laamiso bi dafa xaw a yéeme daal am na mbokk mu nekk ci biir asalaamaaleykum aywa kon ñu ngi koy xaarandi bu ñëwee 88 mi ngi noonu dama bëggoon rek juste xam nga sànq waa baaj bi muy wax waaw dafa waxu dañoo war a xalaat seetantal jël temps te xam nga ci début bi dama ne woon président bi muy wax moom kan la laaj ba nga indi fi ay leeral yu am solo Mohamed ñëwaat ci est-ce que woon nañu borom xam-xam yi ñu waxtaan ci ba jiboo mais man dëkk boobu borom xam-xam Sénégal man mosuma ko gis wax dëgg yàlla man gëm naa ne li ñu war a waxtaane yëpp waxtaane nañ ko waaye léegi ñun li tax mënuñu ko appliquer lu tax lépp ñu bu ko def politique foofu la wax ji nekk te loolu dafa am ñu ko war a régler man pour man gis nga suñu politiciens yi li ñu ñeme li ñuy def dafa am ñu leen ko may xam nga politique dëkk dafa am ñaari balance boo xam ne benn bi rek li ñuy tudd di bàyyi beneen bi dama am question bu may posé bu ma paree dinaa ci répondre kan mooy protéger dëkk kan mooy protéger président kan la du général les corps commandés ñeenti corps commandés yi gën a mag ñoom ñooy réunir sécurité pour wax li mën a nekk li mënul nekk mais ki nga xam ne moom mooy damay daaneel foofu dama bëgg a jël mbokk ma jël ko ma këf la tuuti rek dellu siwaat maa ngi jéggalu bu baax allo salaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatullah yokkal baat bi tuuti ku baax ki ñu dégg la waaw man na ngeen def ñoo ngi fi alhamdulilah waaw yaa ngi ci jàmm waaw jàmm ji sedd guy macha allah yow nag yaa ngi ci jàmm maa sant yàlla bu baax yàlla na sax te yàgg amiin yaa ilaahi sa gis-gis ci biir ndénkaane bi waaw maa ngi rafetlu bu baax a baax seen émission bi jërëjëf waaye gars yi seen yëf yi dafa mel ne ñoom dañ koo yàkkamti daal dañ koo yàkkamti d'accord waaw te dañoo wax ne yàkkamti ak gaawtu bu ñu juree doom rëccu lay jur dëgg la damay ragal rek ñu tuumaal ci ay gor gor de moomu tuuma damay ragal ñu tuumaal ci ay gor yàq lañ ci seen àdduna waaw ndax dama ci gis ay cas yu bëri bëri yu mel noonu waaw merci jërëjëf yàlla na yàlla fayal ñu ko gis-gisam am na solo fàttali léegi fi ma doon bëgg tënkee rek mooy xam nga politiciens yi ñoom ñoo yore baat bi di décider
waaye ñoom ñu yore baati décider dafa am ñeneen ñu leen tënk te kenn du leen dégg. te jàpp naa ne ñooñu ci ñuy war a gën a protéger ci lañ bokk. foo dégg général ñoom ñëpp ay capitaine lañu te jàng nañu ba ne ar. li leen di ñaan mooy am na loo xamante ne man de loolu mooy sama ñaan bu gën a fort. ci fu ñu toll nii. am na foo xamante ne politicien bu fa naree egg ñun ñu ngi leen di ñaan ñoom ñu téye leen ndax waxtaan di mën a leer ñu mën a jël décision boo xam ne day protéger askan yëpp man ci li may dégg ci yeneen dëkk yëpp dafa am yoo xam ne bu amee président yi dañuy toog généraux yi toog mais yooyu kenn du ko wax. te pourtant ñooñu ñoo téye bànqaasu dëkk bi léegi nag ñooñu ñu ngi leen di ñaan fu ñu mënti nekk nañ ñu jàppale ba politiciens yi am na yeneen décision yoo xam ne bu ñu ko naree jël. ñu bàyyi bu baax xel ci ñun. bu ko defee yenn yu bëri duñ ko def ndax bu dee xel am nañ ko bu dee jàng bi am nañ ko ci école yi gën a mag ci àddina bi lañ jàngi. am na solo Mohamed. waaw ma jëli commentaire Facebook yi. dellu soit ci yow ci li nga xamante ne moom mooy viol bi ak Moustapha Faye ngi noonu Moustapha Faye voilà. attention. Attention, judiciaire n'est plus permise. L'erreur judiciaire n'est plus permise car on a donné une arme aux femmes. Ah oui. kon nañu xoolaat erreur judiciaire yi bu baax parce que la moom tëj nit te fekk moom li nga ko tëjee tegoo ko fenn. Voilà Cheikh Abdou Salam a ngi noonu. moom wolof la bind wolof bi dafa naqadee wax. waaw wolof la bind waaw. prouver viol nee na prouver viol waaw prouver viol. bokk na ci li mu laaj. li gën a jafe waaw. prouver ko moyen pour éviter erreur judiciaire. waaw il faut que mu ànd ak moyen yu mot sax mooy li Mouhamed doon wax keroog. foog nga indi seede Mouhamed. kii fekk si na li nga waxoon sa rek mooy li nga ne li tax ñu ne ku nit defee njaaloo yàlla na am seede yi. ñeenti seede yi fekk si na la ci wax jooju nga waxoon keroog. Mouhamed pour ñëwaat ci affaire viol bi. fi mu toll nii nee naa la sànq loi bi wàcc na. waaw daanu na ba pare. fi mu fekk nii comme dafay mel ni wax bu jibee jëfe rek. ak sart yi mu àndal. comme niñ ko waxee léegi xanaa dañuy wax ni comme li ki njëkk a bind li mu wax. erreur judiciaire waratul am parce que yaa ngi ko doon wax ban bu ma déggee sa wax li nga doon défendre mooy. prouver que ni. nit ki dañu ko àtte nañu ko ba egg na ci crime boobu nga xamante ni moom la ñu saytu ni dañ ko war a tëj à perpète comme noonu nga ko waxee. muy giirug dundam. du lu yomb. te Sénégal fii peut-être suñu moyens yi am na ci yu des yoo xamante ni pour suñu ay enquête aboutir ba nu am ci résultat bu positif jafe na. waaw. yéen ñi nga xamante ni seen liggéey dafa jëm ci loolu lan ngeen xalaat ni mën nañu leen ko gunge. mu gunge loi bi ba kenn du loru. waaw d'abord maman. fàttali que nit ñi ni erreur judiciaire du ñàkk. justice ay nit la. loi ay nit a ko defar. erreur du ñàkk yenn yi magistrat juum ndax magistrat nit rek la. te ay texte ñoo ko tënk. fàttaliku ne xam naa ci beneen débat beneen kii dinañ ci waxtaan. erreur judiciaire Sénégal mën nañ ko corriger lu ñu wooyee le pourvoi en révision ñun ñi def droit xam nañ pourvoi en révision am naa benn xarit sax bu siy bind thèse bu tudd Ababacar Ndiaye di jàngale UVS. li mu wax tam lu am solo la. erreur judiciaire bi li ko war a mën a ñàkk prouver infraction bi lu jafe la. te juge bi ci ay fait lay basé wu. te buy basé wu si fait bu ñu xoolee ne jigéen ku faible la rek. waa dama ma jël kii dellusiwaat baal ma daal maa ngi jéggalu dog bi ma leen di dox. allo salaamaaleykum. ñoo ngi fi alhamdulilah. waa ñu ngi kontaan ci émission bi. waa bisimilah. rafetlu jotaay bi. yaa ngi koy rafetlu alhamdulilah. di nuyu Mouhamed Diop moom. Mouhamed Diop sang bi ñu ngi lay ziar. waaw loolu la léegi nag. ñu ngi fi rek alhamdulilah. waaw ñoo ngi fi rek Mbooro xaaral si wax Ndiaye. waaw. yow Ndiaye bu Mbooro moom da ngeen foofu suñu dëggal boobu. dëgg la. ñoo ngi leen di Ndiaye dëkk Saaw. dëgg la kay dëgg la waaw wax nga dëgg. côté Mbooro laa. waaw Saaw dëgg la kay. ñu ngi fi rek alhamdulilah naka waa tund boobu. ñëpp a gis macha allah. alhamdulilah bisimilah. papa waaw xam naa lii bi dama du yomb boobu. parce que mbir moo gisee ragal yàlla moo ko war a mën a. moo ko mën a gën a protéger. ragal yàlla.
kese moo ko war a porté si waaw. dëgg la. ndax comme ni la waaye taxaw si naa bu jëlee jaaloo. jaalo boobu xam si ni nag moom la yàlla tere. waaye bu ma xëyee gis bu ko yombal. dëgg la. ndax jàpp naa ne pour bàyyi ko di yomb. dëgg la kay. ndax comme ni ko sama waxee léegi rek fekkee si ni jigéen bi nga xam ne si nii loolu la yàlla nëbboo suñu cër yi. nëbbu na ko. nëbbatuñu cër yi. nëbbatuñu cër yi. te ku ne moom daanaka ne am na yoo xam si ne dañoo feebar. te waa góor ñi daa am ñoo xam ne dañoo feebar. bu ñu gisee ci yenn yi rek. dañoo feebar. dëgg la daanaka ne du ñoom sabote. dëgg la. kon foofu yàlla rek moo la mën a ragal. ragal yàlla. moo la moo tey def léegi. dëgg la moo leen ci mën a nga xam ne foo nekk rek ñu ko fa. comme su fekkee da bëgg ñu tijji léegi rek taal ko mooy yàlla rek moo nga mën a ragal foo nekk xam ne moo fa nekk. dëgg la. nga may def dara. dëgg la. waaye boo ko yàlla moom loolu ñu ak ak woof. kon daal yàlla sàmm. amiin amiin amiin. ba may di dëpp ñu maanaam ñu jëfandikoo alxuraan ak sunna. amiin amiin amiin. waaye du lii du yomb. waaw kon nag yàlla yóbbal. amiin amiin. amiin jërëjëf Pape. jërëjëf jërëjëf. macha allah. jërëjëf yàlla fayal ñu ko. ñu ñëwaat ci yow Mouhamed pour nga daaneel foofu ci erreur judiciaire bi nga xam. waaw li ma doon wax rek mooy. mesure d'accompagnement yi mën nañ am. ginnaaw force de police yi ñu équipé leen parce que Sénégal am nañ police bu xarañ dëkk. daanaka boo nekkee ci milieu bi police judiciaire bi ak police scientifique bi. ñu xarañ lañ. mais dañu war a yokk nombre bi équipé leen parce que viol lu doy waar la. c'est vrai police dafa manqué effectif. waaw dafa manqué bu bëri waaw. te daanaka malheureusement boo xoolee concours yi ay 5 commissaires la ñuy jël par an. loolu du yoon. ci dëkk bu toll ni Sénégal ak enjeu sécuritaire bi ñu am fi mu toll nii ak dëkk yu ñu wër ni ñuy tàkkee. li leen ko yóbbee mooy depuis bi ñu leen radié seen radiation boobu ba léegi dañoo manqué effectif. waaw dañoo manqué effectif nag mais xam nga au delà de cela. loolu xam naa beneen débat lay doon. parce que day compliqué. bëri na ay faits yoo xam ne du yoon ci dëkk bi. du yoon bu noonu permettre ñu gën a jël ay fonctionnaires de police. mais y a des non-dits quoi y a des institutions budgétivores. bu ñu jógee ci loolu il faut que ñu équiper leen. il faut que ñu yokk seen formation bu ko defee procureur de la république bi nga xam ne moom mooy poursuivre violeur bi en tant que tel. suy am dossier mu am dossier bu solide juge bi ñu jox ko dossier bu solide. parce que li ma leen di wax infraction la bu jafe. parce que si infraction yi boo xoolee dañuy wooyee li ñuy wax les éléments constitutifs li tax infraction bi am. élément matériel bi mooy yan condition nan la ñuy téyee loxo nan la waa ji jéemee def xale bu jigéen bi naka sudul noonu bu ñu ko jëlee angle boobu. am lu ñu wooyee élément moral mooy nit ki. il faut que juge bi xam ne am na intention amoon na bëgg-bëgg. def ko foofu nag nan la ko juge bi di amee. loolu moom c'est presque inhumain. man juge yi dama leen di yërëm yenn yi bu ñu nekkee ci bar viol. parce que dinañ tooñ ku ñu war a tooñ. maintenant nag ndax juge daf mën a dugg ci xelu nit pour xam la mu jëm non loolu mënta ne. donc li koy mën a aider. mooy ñu jox ko PV d'enquête bu valable. enquête boo xam ne am na élément bu complet boo xam ne daf koy jox possibilité. mu mën a xam ndax viol am na mu déet. te foofu nan lay jaar état bi na leen équiper na yokk force de police yi na yokk seen formation. parce que en termes de ressources humaines. ni ko soxna Fatou Kiné di waxee. Sénégal dara manqué wu. ensuite dafa am fenn fu ma bëgg a leeral. soxna Fatou Kiné gis nga université Cheikh Anta Diop de Dakar bii muy UGB tam di université Assane Seck Ziguinchor. soo demee li ñuy waxtaan ni ñëpp bind nañ ko ba teg. am na ay article ci viol am naa benn xarit boo xam ne day bind thèse lu lëmm 500 pages ci viol Sénégal. mu ngi ci université ba ñu teg. proposition yi ñu ngi ci université ba ñu teg. gouvernement bi ñoo gën a xam fan la ñu mën a jëlee information yi. parce que si biir seen comité am na ay universitaire mais li ma leen di wax rek universitaire bu nekk ak la mu jàng. ci biir droit am na ñoo xam ne viol mën na ñëw ne la juriste la mais xamuñu dara ci droit pénal. maintenant nag lépp bind nañ ko teg. borom xam-xam yi ñu ngi ca université ba toog. suñ leen woowee associé si danañ ci waxtaan. parce que au delà de tout ñun ñëpp ay sénégalais lañ. lu avancé loo suñu dëkk rek ka ñu ñor. léegi kii mu gën a laaj Mouhamed. sànq mu ngi junju. que ne bu nekkee crime. xam nga loi bi bu ñu déggee li koy motiver. mooy ne dafay sàmm. day sàmm jigéen ñi. waaw mais au delà ci man bu ma déggee li ngay wax. dafay mel ni. sàmm bi ci benn part la. mais am na beneen aspect boo xamante ne bàyyiwuñ ci xel. waaw te moo di ne yëg-yëgu ki nga xamante ne moom lañ. voilà mooy. waaw foofu mi ngi koy doon ñu jël mbokk mi ngi doon leeral façon crime yi am
voilà. non xam nga mu ngi wax ne bu dee crime la. dafay laaj enquête ak yooyu. te ñun ñu nekk ci benn société boo xamante ne. tey jii nii jigéen bi bu loolu bu ko dalee rek. day jàpp ne waratula mun a nekk ci biir société bi. moo tax ñenn ñi di dem di am tentative pour xaroop yooyu yëpp. léegi ndax baroon nañoo mën a nan la ñuy def ci anam woowu. jigéen bi c'est-à-dire waxuma ñu nëppal viol bi. mais pour enquête gi nga xam ne enquête moom bu xësee jug nit ñëpp dinañ commencé xam ne diw dañ koo violé ak yooyu yëpp. te am na ay conséquences yu muy jur par rapport ak jigéen boobu. ci li ngay wax dëgg la. parce que accompagnement bi prévoir uñ ko. mais xam nga lan lay findeel parax ba ñu doon waxtaan. gis nga li bi ma leen di expliquer sànq ne leen am na benn loi 99 bu gouvernement socialiste defoon. loi boobu amul loi bu ko gën a mat Sénégal. dañu jëloon seen temps loi 99/05 bi 29 janvier 99. dañu jëloon seen temps pendant des années di préparer loi boobu. soo jàngatee loi boobu lu nekk te préparé nañ ko ci. préparé nañ ci ñi nga xam ne dañuy tux naka su dul noonu. nan la ñuy def ba réinsérer. préparé nañ ci ñi nga xam ne lu ñu woowee sanitarisme foofu nañu imposer ñi nga xam ne dañuy jaay seen bopp ay carnet. préparé nañ ci ne juge bi pour yenn infraction yi waroo koo def yii war nga appliquer substance atténuante am déet dañ ko toggoon. bii togguñu ko amul mesure d'accompagnement. gis nga crime. foo ko déggee rek instruction c'est obligatoire instruction mooy enquête bi. c'est obligatoire kenn mënu koo écarter. te enquête u crime day jël temps. te suy jël temps ki nga xam ne dañ koo violer mu ngi fi. amul benn mesure d'accompagnement. comme ni nga koy waxee société sénégalaise day société boo xam ne soo nekkee jigéen dañ lay yërëm. pourquoi ñu lay yërëm parce que ñëpp a lay attaqué. daa def lii moom moo tax ñu violer ko. donc loolu war na mën a tax nit ki dina traumatiser à vie. donc loi bi géré wul loolu même si fekkente ne discours ku jigéen kii mujjee wax nee na waaw président nee na dina jël mesure d'accompagnement mais gisuñu mesure d'accompagnement. xam nañ ne effet politique la nar a doon parce que bu ñu jëlee loi lëmm ay xale yu jigéen sol lu weex taal dem assemblée nationale di tàccu y a problème c'est purement politicien. d'accord kon d'accord nañ ni comme ni ko waxee loi bi am na yu ko gàll yoo xamante ni mi ngi noonu yàlla xam doy na mbokk ngi ci ligne bi asalaamaaleykum. allo salaamaaleykum wa rahmatulah. waaleykum salaam wa rahmatulah. ñoo ngi fi alhamdulilah bisimilah. gis nga cas vol bi ngeen di wax nii. viol. wala ngeen di waxtaanee nii. waaw viol waaw. ak pédophilie ak yi mu àndal ak yëpp. waaw daan na ko gis nga jigéen ñi. te lan du la bëggee paas dañ lay tapas. da nga doon jaay boutique. dañ lay léegi xale bi ma nekkal. mu am xale bu jigéen bu ñëw tapas ko ne ko def job yoole. dëgg la waaw. léegi ñu dem ci benn sage-femme bi ne pour ñu bindal leen kayit sage-femme bi ne du ma leen bindal parce que kii dara jot da ngeen ko bugg a nax rek. fekk xale bu góor bi 12 ans la am. léegi mu dem ci keneen fay ko xaalis bu ñu ko fayee xaalis kooku bindal ko ñu ñëw ci police mu yóbbu ko police ñëw yar sama doom âgé de 12 ans. ñu yóbbu ko police léegi ñu yóbbu ko ñu yóbbu ko tribunal des na fa ñaari fukki fan ak ñaar ci loo xamante ne nen la amul man jaay naa boutique am naa sittan jigéen yoroon naa télécentre am naa sittan jigéen jigéen yi kay ñooy violé fi ne góor yi day na waar parce que lépp loo xamante ne yàlla tere na ko jigéen ñi ñu ngi koy def xamante ne lii sa santaane na ko jigéen bi la dëkk viol kay suuf ngay ñëw fekk ci ay góor de bàyyi say yeneen loolu viol la viol bi kay defoon ñu def histoire nente yaraat ak suñu yaay taane la maaka la fa dindi dafa dindi mi sor bi rek gën malaayka bi parce que malaayka la warul gis awra jigéen ñaar la lu ko tàmbale fii ci dënn bi ba ci bopp bi awra la lu tàmbale ci digg bi nii dem suuf awra la mais jigéen ñi ñoo bàyyi seen awra ci biti doy na waar kooku attentat bi lay wax xam naa góor yi da leen di violé jigéen ñi te ñoo dëkk ci ay violé lu ko jigéen
doy na waar jël benn appartement yow amoo jëkkër amoo mag amoo rakk bu lay fayal nga jël benn appartement nga dëkk foofu. yaa ngi xaar góor yi. teg ko ci mbaraan rek doy na waar. waaw buñ la fa xojee te def sàkku la yaa ko teg sa bopp. doy na waar magum jëm à partir de 22 ans kenn mënu laa def loolu xamante ne bëggul ay viol ay viol. am na kay ñooy biyee la góor yi fi ne. am na lu indi ay gerewaar indi ay xeetal indi ay pantalon danga loolu yëpp ci viol la bokk. doy na waar daal est-ce que da ngaa gis góor buy def yu mel noonu. góor yi dañuy tàmbal. am na de benn pantalon benn simis. am na de ñoom saa. am na góor ñuy siif jigéen ñi de. jigéen ñi lu ne la ñuy def. am na góor ñuy siif yi. ñuy xeetal seen bopp ci góor yi. doy na waar. lu mun a nekk rek. jigéen yi la bu jigéen yi baaxul. ñun de ñoo dee. léegi ne jigéen yi dañu baaxul. lépp loo xamante ne li yàlla santaan. laaluñu ko jegewuñu ko. doy na waar tey jigéen ñi. ci leen nekk ci leen dëkk loolu la ñuy def. doy na waar. jërëjëf ñu ngi lay jaajëfal yow daal jigéen ñi nga ko teg li am yëpp ñoom ñoo ko def seen bopp. non xam naa ci suñ koñ 5 heures da nga gis ay taxi di indi ay jigéen ñuy wax yow nga 6 heures nga dem fanaani àll la ñibbi si ay 5 heures de matin. waaw sa yaay xam na loolu sa papa xam na loolu. loolu jigéen yooyu dañ leen fi yow de. xam naa looloo seen liggéey. loolu moo jaadu na. doy na waar de bi jigéen di baax ci gannaaw yaayam lay fanaan. mooy dëgg mooy dëgg boobu tey am jigéen ñi bon léegi xanaa kon ñii néew doole waratuñu am jabar ñi amatul dara amuñu yow da nga war a yor da nga war a dekkal da nga war a defal lu baax da nga war a léegi ñi amul parce que ñëpp amul ñi amul la noonu la ñuy def. am na solo am jabar. am na solo doy na waar ñu ngi rafetlu sa xalaat. jigéen ñi nañ defal seen bopp. d'accord. jigéen ñi kay bu njëkk loolu amul woon. dëgg la. bu lay takkaat jabar. waaw yow doo xam ku góor ki du la xam. waaw boobu kumpa daa amoon ngeen daal di gis. mais léegi da ngeen di nekk ay atam. am na solo boobu génn amul woon boobu moom génn amul woon bi génn amee la lépp yàqu. mais loolu jërëjëf. léegi nekkatul tey dafay ñëw seet ku góor ki am na moyen. dëgg la mu ne waaw d'accord na bu amul moyen mu ne d'accord mais léegi kay xanaa ki amul léegi du am jabar. doy na waar de. jam kon na jigéen ñi wàññi can yi. seet leen seen bopp. waaw d'accord ñu seet suñu bopp jigéen ñi dañu war a seet daan parce que jigéen ñi ngay def. am na solo. jërëjëf ñu ngi koy jaajëfal noonu mu ko waxee rafet na moo ne ndeysaan na jigéen xam boppam ah kay jigéen day xam boppam yem ci gannaaw ndeyam loolu mooy dëgg kooku démb la woon waaye di wax ni léegi jamono daa changé da ngay génn ak nit 1 an ñett 2 ans 3 ans 4 ans. moo tax nag bëgg-bëgg yi xaw a wuute loolu bokk na ci li soppe jëlee soxna yi. ñu ñëwaat ci yow bala ñuy dellu dugalaat beneen question nga daaneel foofu nga nekk ndax dafa am solo. non mais ñëwaat seulement si mesure d'accompagnement yi rek. mesure d'accompagnement yi leer na gouvernement bi xam nañ ko. président bi xam na ko. parce que boo duggee tey sunu milieu dara doyatut policiers yi doyut magistrats yi doyuñ greffiers yi doyuñ huissiers yi doyuñ avocats yi doyuñ Sénégal fii dara doy fi tant que état bi jëlul ay responsabilités def ay mesures d'accompagnement teg li ñuy naan politique pénale bu leer. duñ dem parce que dafa am glissement bu ndaw boo leen rendrewul compte. Sénégal changé na idéologie sécuritaire. waaw léegi nous sommes répression tous azimuts. Sénégal léegi nit ki sa maanaam état bi wormatul nit. boo xoolee ni muy doxee toutes les lois sont des lois liberticides loi bépp boo gis rek day loi boo xam ne say àq yelleef daf koy violer te loolu moo xaw Sénégal te loolu depuis 2016. depuis 2016 la depuis 2016 ba tey ji may wax ak yow ni te dana demaat. nous avons complètement changé mais sénégalais yi rendre ñu ci compte information bi demagul ci sénégalais yi te il faut que mu dem. xam nga keroog ñu ngi delluwaat xam naa bu ñu bëggee comme li des ci waxtu yu bëreetul te bu ñu bëggee tënk débat bi dañuy dellusiwaat ci valeurs yi nga xamante ne moom la ñu amoon maa ngi koy junj sànq parce que keroog bi ngay dem yaa ngi fa bàyyi woon nga ne pour ñu delluwaat ci li nga xamante ne mooy comportement bi ñu amoon démb ak barki démb ma ne comportement boobu mën na nekk
kenn du wax mënul nekk parce que ñun la woon mais li ko soppi ba ñu egg fi ñu egg ba tax delluwaat fa dafay xaw a jafe nañ ko xoolaat parce que am na yu bëri yu ñu wër yoo xamante ne moo soppi suñu dundin léegi teg internet baa ngi fii ñu ngi gën a cultivé wu ñu ngi gën di roy occidental bi di xool bëgg-bëgg yi nga xamante ñoom ñu ngi ko doon am te ñun suñu diine ak suñu ngor tënkoon ñu mu amatuñu ko foofu man li ma ci man loi bi li ma ci gën a naqarlu mooy Sénégal dëkk sutura la sutura xam nga loi bi man li ma ci ragal li ma ci njort mooy ñi muy dal malheureusement mooy ñi nga xamante ne mën nañ leen woowee ñu néew ji doole pour man ci ñooñu la nar gën a dal ndax société Sénégal dafa nekk société sutura ñu bëri ñu ñuy violé ñi leen di violé dafa jege waa kër ga bu ñu toogee ba waxtaan kenn du ko génnee te gis nga jigéen boobu dina toog di souffrir ci kawam loolu loi bi lu mu ci mën lan la ci wax dara te pour man société booy tëgg loi da nga koy tëgg ci ñoom ni ñuy xalaatee mode de fonctionnement bi Sénégal lu ñu toog ci famille lu ci ëpp même ca koñ ba boo moytuwul du fa génn ndax dañ naan ah diw doomu diw la yow kii boo ko yóbboo ñu tëj ko fanweeri at fu ñu jëm. mais est-ce que loolu c'est normal nëppal boobu. déedéet normalul moo tax ma ne loi bi lan la prévoir ci nëppal boobu parce que nëppal boobu munoo dem ci nit génnee ko ci këram par force ne ko demal porter plainte te loolu. bu fekkee ne psychologie Sénégal la ñuy wax. bu fekkee ne loi bi sénégalais moo tax ñu tënk ko. pour fexe ba jigéen ñi génn ci souffrance boobu. léegi ñoom ni ñuy def pour ñi nga xam ne majeure partie bu fekkee ne ñun ni neen kese la. majeure partie xam nañ ne affaire bi génn ci kër gi. loolu nag moo dul yoon leen di protéger. loolu nag moo dul yoon ñàkk a génn ci kër gi boobu moo dul yoon. du ma nëbbal kenn nit ñu jàpp di sàkk sama doom. ñu naan papaam la wala tantam la wala nijaayam loolu moo dul yoon. déedéet du yoon. waaye nag malheureusement. loolu am ndax di nga gis maam bu ñëw ñaan la bëgg a génn ci te ki ñu violé mi ngi nekk ci kër gi di ko souffrir ba xëy dee amul fu mu koy waxee. ci loolu la ñu war a jóg loolu la ñu war a jóg. waaw loolu la ñu war a jóg. Mohamed. waaw. am na mbokk mu nekk ci ligne bi ñu jël ko dellusiwaat allo. asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah. waaw soxna si na nga def. maa ngi fi alhamdulilah. ça va yaa ngi ci jàmm. sa jàmm ci sedd guy macha allah man maa ngi doog a dugg ci émission télé. waaw bisimilah. waaw di rafetlu ñaari thèmes yi ngeen def yëpp. jërëjëf. et puis di rafetlu ni ngay présenté émission. parce que gis naa ne. waaw. yaa ngi sax recadré ñi ngay takkaat. dégguñu la Alain gis naa ñaar ñoo xam ne. ni ñuy intervenir à chaque fois dinaa ji di ngeen di recadré. parce que dama ñun ay Sénégalais lañ di am di toog di leen di déglu. foog ngeen di baax ñi leen di seetaan. xam ne ñi leen di seetaan ay borom xel lañ. di leen di déglu mais nekk ci émission mais ku nekk sa kër di waxee nu leen neex tamit il faut ñu koy xool. parce que sooy def émission am na ñoo xam ne ñoo la ëpp xel ñu ngi toog seen kër il faut nga leen di bàyyi xel. dëgg la. parce que ci émission mbalin bi. muy Mouhamed juriste la. xam ne lu xew ci association juriste yi nekk Sénégal lu waaye ñuy voté li ci ëpp ñooy poussé état mu def ko. beneen bi mooy ndaw si toog nekk à gauche ñaari point yëpp gisuma lu mu wax lu positif muy état muy président muy lenn yooyu tamit il faut ñu koy bàyyi xam ne ñu tamit ay Sénégalais di leen di déglu ngeen ñuy bàyyi xel. loolu rek laa amoon li muy wax ci émission bi jaajëf. dëgg la jërëjëf ñu ngi koy jaajëfal man jotuma dégg bu baax li muy wax xam naa daal mi ngi ànd ak ñun Mohamed. comme ni ma ko waxee léegi man solution laa bëgg. xam nga lu tax ma bëgg solution Fatou Kiné mooy fi mu nekk nii yu bëri dafa taxaw tere ñoo matal sunu bëgg-bëgg ak suñu gëm-gëm sànq maa ngi leen di wax ni actuellement dañuy dem ba jikko yi dafay gën di yàqu lan mooy problème bi ndax ñun dañuy yóotu luñ jotul wala dañoo bàyyi li ñu moom. parce que man jaaxal na ma de man xaw ma léegi ba tey léegi li tax ba jikko yu bëri soppeeku te koo wax mu ne la peut-être am na koo xamante mi ngi koy gàll kii mi ngi wax ne état moo tax mu mel ni mu mel ñu fàtte comportement bi nga xamante ni moom la nit ki moomal boppam. am na maman. ba ñuy def terminal am na benn domaine bu ñu doon def nature et culture. ñun dañoo jël culture bu ñu moomut. dañuy jéem a dund loo xam ne moomuñu ko. du ñun bokkul ak suñu réalité. voilà maanaam ñun fi mu toll nii. culture occidentale lañu jël importé ko di ko dund. léegi culture occidentale bu ñuy dund moom dafa am ay valeur am yoo xam ne méngoowul ak ñun suñuy valeur. vraiment méngoowul ak ñun ci liñ ñu yeree.
léegi da ngay dem kër gis xale bu ndaw déggut wolof tubaab lay làkk da ngay ne papam lan moo tax du dégg wolof waaw non non oto école bi moo ko dugal du ñu dégg wolof nga certes école bi du ñu làkk wolof mais kër gi mën nañ làkk wolof parce que langue day véhiculer culture bien sûr donc ñun dañ dem jël li nga xam ne moom la ñu tubaab yi def ba si loi bi sax comme ni ko soxna Fatou Kiné di ko ba si loi bi lépp mimétisme la dañoo copier lépp léegi ba ñuy copier dañ copier lu baax boole ci lu bon léegi lu bon la ñuy copier day nekk di rey lu baax li ñu am fii dëgg la parce que tey bu ñu ñëwee ne tubaab rek moo sañ jël ay parents porter plainte waaw mais léegi ñun sénégalais yaa ngi koy def ak jël sa parent yóbbu ko maison de repos léegi am na fi léegi sénégalais yi ñu ngi koy commencé di def di bunu xatal say parents jël say valeurs foulé au pied naan ay les droits de l'homme les droits de l'homme les droits humains ba jël ay agenda yoo xam ne kenn du droit yu dul jeex droit de l'enfant droit di rey suñuy culture di rey suñuy valeur te tant que mu ngi rey valeur bi ñu koy exporté viol France mais buñ si doon waxtaan tey duñ fi jóge ñoom dañ dem ba léegi viol li nga koy waxatee viol numérique am na France waaw pour wan ne à quel point ñoom si seen culture viol c'est devenu culturel alors que ñun ci yoon viol li tax mu ñuy choqué mooy culturellement bokkul ci ñun xamuñu ko bokkul ci yow rek a lay choqué te fi mu toll nii moom loi créé waat loi révisé waat loi du solution fajul dara lay solution mooy lañ jot a am ñu jéem ko tëggaat pour am lenn loo xam ne day impliquer mesure d'accompagnement waaw loolu da laa bëgg a dégg day impliquer ay mesures d'accompagnement parce que mesures d'accompagnement yi foog ñu ñëw pour ñi nga xam ne violé nañ leen ba pare ginnaaw loolu nag na état bi utiliser li ñuy naan politique criminelle ak politique pénale maanaam toog teg ay stratégie yoo xam ne day permettre cause criminalité bi même différents types de criminalité yi ñu jëm koo résorber même bu fekkente ne mënuñu koo dindi carrément loolu la te tam may wax ak kii nga xam ne dafa woote léegi ne ko droit dafa bëri branche ku si nekk la nga jàng AJS am nañu jàng droit pénal am nañu ko jàngut ñun nag loolu la ñuy jàng moo tax mu jox ñu tey possibilité wi war cee mën a waxtaan à l'aise te xam ne nag fépp fu ñu xam ne moom interpellé nañ ñu danañ ci waxtaan à l'aise parce que lépp waxtaan la ci am lu njariñ dong nga fi indi macha allah Fatou Kiné man dama bëggoon ñu ñëw ci l'islam tuuti. parce que kooku domaine Mohamed la xam naa xam nga l'islam bu ñëwee rek day ndar képp affaire débat tey Mohamed li ma ko dégg bëriwul. waaw te dama bëgg daal vraiment mu wax ñu. parce que damay faral di dégg borom xam-xam yi naan ci l'islam góor rek la ñuy yedd surtout ci sëy. dañ yedd bi dafa ñëw lu bëri te gëm naa ne lu bëri lu yàqu am na taxawaay boo xam ne bu ko suñu góor ñi taxawoon. gëm naa ne lu bëree dina gën a oyof gannaaw nag moo ñu gën a man de jihaadu nafs bi laa bëggoon nga tënkal ñu ko parce que fa la lépp nekk pour man xel yi ak xol yi ñoom moom la ñu bayal rek xam nga keroog Muhammad bi muy daaneel dafa jeexalee benn mbir ñi doon baax ñu ngi baax ba tey c'est-à-dire mbaax yàlla subhanahu wa taala dafa wax ci alquran ke ni mbaax ak mbon dañoo nekk ci kaw suuf di xëccoo di puuxante léegi nag dafay am société boo xamante ne dañuy sàggan ba mbonte fës loolu nag tekkiwul que ne mbaax nekku fi mbaax mu ngi fi et moo ëpp ay racinam moo gën a dëgër seulement nag ay mbonte moo ëpp bruit mbonte moo ëpp li nga xamante ne moom mooy bruit te mbaax googu faaw ñu pour ñu yeggaat fa faaw ñu jaar ci li nga xamante ne mooy élément yi permettre nit mu mun a baax nit munoo wax mbaax ci kaw suuf lu dul ne dangaa indiwaat diine gis nga ba ñu génnee yàlla ci sunu lépp waaw si la sunuy problème yëpp daal di tàmbali muy dëgg nag xam nga tey jii nii sanctionné loolu yàlla subhanahu wa taala da kaa def man tey jii nii suñu doon wax je pense que ne Mouhamad junj na ko sànq wala Fatou Kiné xaw ma kenn ci ñoom ñaar junj na ko moo di ne faaw lii nga xamante ne moo yóbbu société bi fii mu nekk nii faaw ñu jàngat lan moo ko ciy génnee te loolu pour ñu jàngat la ko ciy génnee
faawu dafa am ay mbir yoo xamante ne moom la yàlla sant doomu aadama bu buggee dundinam nekk ci kaw suuf nekk dundin gu teey yàlla loolu la sant doomu aadama ki am na ay mbir yu bëri yoo xamante ne boo gisee l'islam di ñu ko tere wala l'islam di ñu ko sant ndaxte dafa bañ vice yu mel nii envahir li nga xamante ne mooy sunu société da ngay jël par exemple lu tax l'islam di wax jigéen buy génn na mel nangam na mel nangam na mel nangam ci doxinam bu xam nga yàlla subhaanahu wa taala suy wax bay wax ni jigéen buy wax bu mu nooyal kàddoom lan la ci yàlla teg di baaral lan la ci yàlla te fa yatma alladi fi qalbihi marad bu ko defee waa ji nga xamante ne daa am faiblesse am feebaru xol bu boobaa buy dégg loolu am na lu muy yëngal ci moom c'est-à-dire loolu kon na ci sax li tax ñuy wax ni jigéen sax warul toog ci émission yu mel nii di wax mën na toog jàngale mais comme baaral yooyu nga xam ne c'est-à-dire comme waxu char di neexal ak yooyu c'est-à-dire li ma yitteel foofu rek mooy li yàlla di wax fa yatma alladi fi qalbihi marad parce que léeg-léeg nit dafa am ay mbir yoo xamante ne su fekkente ne nekkul ci moom dafay yomb ci moom mu tegu ci yoonu sofaan léegi nag yàlla buy wax ne kooku xolam dafa am kii am na lu koy yëngal mu ne la yow bul yeeli koy yëngal léegi nag certes mun na am yeneeni cause am na cause yuy indi viol ak yooyu mais am na yenn cause yoo xamante ne dafay dellu si waat ci ñun ci suñuy comportement mooy tënk jigéen bañ naan ko même dëgg tànkam sax waruñu koo dégg bu tax xajam yooyu di nekk si jigéen bu mu yee fitna ci xam nga loolu yàlla dafa yéeme xam nga yàlla soo ñëwee ci sóoratu Nuur moo tax léeg-léeg boroom xam-xam yi di wax ne saar la boo xamante ni damay invité bépp femme musulmane mu jàngaat sourate boobu mooy sourate la lumière sourate Nuur yàlla subhanahu wa taala xam nga foofu dafay wax ne wala yadribna bi arjulihinna li yu'lama ma yuxfiina min zinatihinna mu wax ne jigéen buy dox bu muy dëgg tànkam ba li muy nëbb ci taaram ñu koy xam waxul ne ñu koy xam xam nga jigéen am na taaram woo xamante ne da koo nëbb mais am na nu muy doxee ci sa kanam rek bu bëggee nga yëg loolu da nga koy yëg waaw mooy ñi takk fer yi rek ñu wax xamu leer gis nga foofu ndeysaan waaw dafa am góor goo xamante ne dafa yor ñaari jabar kooku dama koy may mbokk yi ci tënk rek mu yor ñaari jabar kenn ki dem di ko plaindre ci sëriñam na ko man sama jëkkër ji dafa am jabar rek abandonné na ma def fi nangam bàyyi na ma dootul ñëw ci man sama ay day yàkkamti day gàtt day nangam mu ne ko mu woo convoqué waa ji mu ñëw bi mu convoqué waa ji mu ñëw waa ji mu expliqué ko waa ji ne ko xaaral dinaa la jox léegi lan moo waral ma xaw a def ni ma def mu woo beneen jabar bi ñaareel jabar bi mu ñëw ñoom ñaar ñëpp ñu ñëw toog mu ne aaw bi jógal aaw bi jóg tëb mu ne ko tëbal mu tëb toogaat mu ne ñaareel bi jógal ñaareel bi jóg toogaat affaire bi ne kese mu ne sëriñ bi lii dong la su lay def lii dong la xajamu jigéen boobu Mouhamed moom lay junj foofu ci góor ñi de ci ban anam nga bëgg c'est question bi dafa leerul ci góor ñi man xam nga jigéen ñi dañ leen tënk ci yu bëri mais góor ñi tamit dañ leen tënk yu bëri pour ñu protéger ñu effectivement loolu moom dama ci d'accord ak loolu moo tax da nga ma koy jox ndénkaane boo ci d'accord da nga ma koy téyel ndénkaane dama fàtt ki ne jox ndénkaane bi ndénkaane bi man li may dénkaane mooy lan ngay conseiller ci viol bi waaw li may conseiller mooy déjà loi bi gannaaw voté nañ ko ba pare man dama gisatul yoon pour ñu oyofal ko parce que man vraiment jigéen laa te xam naa à quel point jigéen dañ ko war a protéger am na lu bëri loo xam ne nit sax warul xalaat di ko def ba di ko def mais nag fan la ñuy jaaraat ba rajuster ko ba nga xamante ne góor ñi duñ leen gaañ ba ñi nga xamante ne ñoom jubluñ ci lenn lu dul yàq nit ndax tamit dama amoon chance su dëkk États-Unis lu yàgg di gis seen yenn loi yi nu muy yóbboo góor ñi prison ay at yu bëree te finalement defuñu dara donc yooyu day tiitalaate te ñun nag suñu góor ñi vraiment suñu ay xarit lañu am nañ nag ñoo xam ne wax dëgg yàlla am nañu problème mais nag lu ci ëpp suñu xarit lañu te dañuy protéger donc daal nañu xool ni ñu ko gën a rafetalee xaw ma nag ban yoon la ñuy jaar mais nañu ko
nañ xool daal yoon ñi baax pour ñu oyofal ko parce que lii moom lu doy waar. am na solo exécuter rek te ànd ak mesure comme ni mu ko waxee sang bi. waaw maman. man daal li may ñaan. mooy nañuy xoolaat loi yi. il faut être responsable nañu responsabiliser parce que loi àdduna nit la. doo ko jëlee nii rek. parce que yow mën na laa bañ a gàllankoor mais mën naa bañ a gàllankoor mën nañ tooñ ñoo xam ne defuñu dara. dëgg la. te ngeen baal ma jigéen mën naa fayu yoo xam ne day doy waar tam. dëgg la te mën na jaaree ci loi bi. donc muy législateur muy assemblée nationale muy exécutif bi. balaa ñuy jëlaat loi nañu xool impact social yi nga xam ne moom la loi yi di am. dañu bañ a def comme français yi parce que français yi ñu ngi léegi suñu woowee prolifération législative. dañoo ami loi tellement que dañ cee réer. ñun tam waruñoo dugg foofu noonu. fekk si li waa ji am na suñu mbokk mu woote sànq wax na ko mu am solo lu jëm ci li nga xamante moom mooy certificat médical yi bokk na ci liy sànq nit ñi. kooku aussi si corps bi médecin yi ñu ngi saytu amoon na ay matuwaay yu ñu fi jëloon ci certificat médical plus de 21 jours yi. incapacité boobu war nañ cee xoolaat foofu yéen a ciy war a liggéey ak ñoom. parce que loolu circonstance aggravante lay doon quoi à partir de 15 jours. loolu la mais effectivement loolu responsabilité médecin bu mag la am nañu le droit pénal médical. foofu médecin yi def nañ ko xam nañ seen responsabilité fi mu toll mais lépp yëfu éthique la rek. ci nit keex liggéeyam la daal. dëgg la éthique boobu nag mooy suñu problème moo ñu tardel sang bi jox ma ndénkaane bi. ndénkaane bi moo di ne. nga ne ko sànq ñu ngi defar lan ci jikko yi. waaw li mu doon wax ci góor ñi c'est-à-dire góor amul lenn lu dul jigéen. parce que yàlla subhanahu wa taala bañ na ba dafa wax wa xalaqa minha zawjaha